jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte dellusiwaat seen émission 90 minutes ensemble muy am alxamis bu jot ci waxtu bi ma ci ànd ak ay borom xam-xam ñuy waxtaanee li nga xam moo di xew-xewu jamono xam ngeen nag maanaam bés bu jot rek maanaam alxamis bu jot dañ ciy waxtaan waaw xëy na peut-être doon waxaale sama gan yi rek ne émission bi tàmbali na ndax ay borom xam-xam nag laa toogal ñenn ñi ay professeur lañu ñenn ñi ay expert lañu ñenn ñi également. bi maanaam ay ndongo daara lañu bi maanaam daal dajale naa fi ay borom xam-xam yoo xam ne su ma leen ko présenté daa ngeen xam lu tax ma wax li ni mel te lu tax ma tànn thème bi ñun nag dañu bëgg a taxaw tey nag ci benn mbir gannaaw fan yii yëpp dégg ngeen maanaam gis ngeen nag xam ngeen nag ñu ngi jublu ci nawet bi te nawet bi buñ ciy jublu bi maanaam xelib dafay dem ci li nga xam moo di wàllu mbay waaw ba sax gis ngeen fan yi weesu ñi nga xamante ne maanaam nekk ci côté nguur gi defoon nañ fi benn tournée boo xamante sax ñu ngi doon jéem a jébbal li nga xam moo di semence yi di xool tamit nan la ñuy waaj a jébbalee lii di nga xamante moo jëm ci engrais yi loolu yëpp xool daal naka la ñu war a mën a def pour que lii di campagne agricole bi doon campagne de réussite. waaye nag ci biir loolu dafa am loo xam ne dafa xaw a sàqami sama lan ci ndax dañuy faral di taxaw di wax ci li nga xamante ne moo di wàllum pesticides yi mu jëm ci wàllum engrais yi ñu ne doon na loo xamante ne lu xaw a doy waar la ñu bëggoon xam tuuti rek. est-ce que bi maanaam Sénégal li nga xamante ne moom lay jël di ko jàppale maanaam baykatam yi surtout ci wàllum engrais est-ce que doon na engrais boo xamante ne engrais bu baax la est-ce que doon na engrais boo xamante du di ay jeexital ci li nga xamante ne moo di askan bi est-ce que également sax li ñuy faral di wax ne maanaam war nañu xool ana naka la ñu war a mën a coppee li nga xamante ne moo di engrais chimique bi bàyyi ko fi dem ci li nga xamante ne moo di bio bi maanaam du ñu jëfandikoo maanaam loo xam ne dañ koy def ay composantes chimiques est-ce que loolu yëpp war naa mën a nag ndax ci biir xibaar yu ñu jot a am wala boog ay gëstu yu ñu jot a def nee nañu sax ñi nga xamante ne moo di Sénégal mu ngi xool ana naka la war a mën a def gën a mën a favoriser li nga xamante ne moo di maanaam culture bio boobu. ndax aussi buñ ci waxtaanee ak ay borom xam-xam gis nañu sax yenn xeetu maanaam légumes yi dañuy xaw a sax tere ñenn ñi lekk ko lu mel ni ay supame. nee nañ bu amee colopathie dañ lay tere nga lekk ko parce que boo ko lekkee faaw mu def la ab ballonnement donc di loo xamante ne lu doy waar la di ay laaj yu bëree bëri yoo xam ne daañu ci waxtaan ak tey ay borom xam-xam ki ci njëkk nag moom moo di maanaam ma présenté leen ko Marième Sow moom xam ngeen ko dafa yëngatu ci wàllum mbay surtout agriculture ak surtout mbirum activité rurale yi maanaam ñu nekk ci maanaam ci kaw gi lay wax sax waaye nag sur le plan administratif moom moo jiite ENDA PRONAT moom mooy sur le plan administratif ñoom nag dañuy yëngatu ci wàllu woowu ñu nekk ci société civile vraiment di xool ana naka la askan bi war a mën a def ba ñu mun leen jàppale ba ñu mun a gën a maanaam defar seen dund te li nga xamante ne moo di environnement maanaam gàncax bi du ci loru parce que da ngay faral di gis souvent am na yenn engrais yoo xam dañ koy faral di jënd mais bu ñu ko jëfandikoo dañuy gis dafay faral di yàq lii di alam bi kon moom teew na ci waxtaan bi ki nga xamante ni moo di directeur DPV mu di direction de la protection nu ñu koy waxatee tiwaay sax de la protection des waaw de la protection des végétaux waaw kay jërëjëf di docteur Saliou Ngom moom xam ne moom tamit teew na ci plateau bi ndax yàgg naa gëstu ci li ni mel moom tamit dinañ waxtaan ak moom ci li ni mel waxtaan ak moom ci engrais waxtaan ak moom ci semence yi xool ak lii di alam bi naka la ñu war a mën a def ba li nga xamante ne moo daloon Sénégal wala adduna bi yëpp sax laa mu di Covid 19 est-ce que jot nañ ci jëlee ay jàngat yu am solo parce que ñëpp ñu ngi naan lii dafa war a yee askan bi yee adduna bi pour que li nga xamante moom la ñuy wax autosuffisance alimentaire maanaam mën a doon loo xamante ab réalité la ku nekk war a mën a sukkandiku ci dëkkam ngir mën a dundal li nga xamante ne moo di askanam ba tey ci waxtaan bi daañu dalal ki nga xamante ne moo di Amadou Kanouté moom aussi borom xam-xam la kuy gëstu ci wàllu woowu la moom nag mu ngi jiite ci SYCODEV bi nekk fii ci Sénégal moo ko jiite pour xanaa ñenn ñi gën a xam luy loolu ab institut la bi maanaam ñu koy faral di wax ne maanaam waaw xëy na ni ma ko bindee xëy na moo xawut a leer tuuti rek ci sama mbir waaw institut panafricain de recherche de formation et d'action pour la citoyenneté la consommation et le développement en Afrique ñoom dañuy yëngatu ci mbir moom bu baax a baax boo ko tënkee nag mu jox la lii di SYCODEV ba tey ci waxtaan bi daañu ànd ak ki nga xamante ni moo di Aliou Dia dootu ñu ko présenté mu di Aliou Dia ñëpp xam nañ ko ba ñu tuddee Aliou Dia xel yëpp dafay dem ci baykat yi waaw moom nag moo jiite force paysanne nekk maire Mbëlëxe moom tamit teew na ci plateau bi fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan bi ñu xool ana naka la ñu war a mën a jëriñoo li nga xamante ne moo di borom xam-xam yi fi teew xool daal lan moo tax ñu woo leen
ak bi maanaam lu tax ñu war a mën a bàyyi xel ci solo si li nga xamante ne moo di engrais bi ndax jàpp nañu engrais bu baaxee maanaam mbay ma dana baax waaye ñi koy jëfandikoo mu di askan bi duñ ci jëlee loru kon mbokk yi ma jox kàddu gi samay gan nuyu leen ki ci njëkk moo di Mariam Sow wala Mariam. waaw yaay booy nuyu naa la. merci Cheikh fay naa la di nuyu ñi ma bokkal plateau bi lu ko dalee ci Saliou bi ci président Alioune ak suma xarit Amadou Kanouté di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñu ngi nuy seetaat ci Sénégal même en dehors du Sénégal. jërëjëf. di rafetlu itamit teewaay bi invitation bi surtout thème bi nga xamante ni bëgg nañ koo waxtaane muy loo xamante ni lu war la tey si fu ñu toll si jamono bi fu ñu toll si jamono bi weesale naa sax li nga xamante ni noonu la environnement bi soppee ko lu ko dalee ci suuf si mbay mi si nawet bi mooy maanaam lu ñuy wooyee changement climatique mais en même temps aussi si li nga xamante ni wax nga ko produit agrochimiques yi ko saa soit muy engrais bi wala muy poson bi li muy jox suuf si coono mais surtout si jamono bi nga xamante ni toll nañu foo xamante ni planète bi toute entière maanaam àddina wërngal képp moo dem ba wax ni waxul mais daf ko dund war nañu soppi doxalin si war a soppi doxalin boobu fekk itamit Sénégal de par sa société civile de par des dynamiques d'organisation paysanne amoon na ñoo xamante ni sentiroon nañu loolu ba commencé di si yëngu di si yëngu ba nga xamante ni tamit si biir yëngu boobu jafe woon na si njëlbeen ndax foo musaana wax ne attention nañu def ndànk engrais bi naam gaa waxuñu sax bon na mais am na noo koy jëfandikoo bu yàggee da ngay lor suuf si da nga war a dundal suuf si d'abord suuf si dafa war a dund ni ñu daan béyee di jaxase mbay mi ak càmm gi neefere bi ak kii bi yëpp lu ñu ko daan doxalee noonu di noppal suuf si di jaxase gàncax yi maanaam association rotation de culture loolu yëpp nekkoon ay pratiques yoo xamante ni dafa daan may suuf si nu muy dundee ndax suuf si dafa am bakkan day dund day dee donc loolu bu ñu demee ba toll foo xamante ni même réew mi si boppam ñi ko jiitee dem nañu ba wax ni attention duñoo war a soppar ñi duñoo war a seetaan nu ñuy béyee loolu duñ say kontaan donc bu ñu amee débat boobu duñ koy rafetlu bien sûr maa ngi ñëwaat ak yow bu baax ci kanam tuuti maanaam gën a xuus ak yow ci li nga xamante ne jot nga koo yëkkati léegi dama bëggoon bàyyi kàddu gi quand même kii di docteur Saliou Ngom maa ngi koy wax sànq moom moo jiite DPV di direction également de la protection des végétaux docteur maa ngi lay nuyu maa ngi koy wax sànq tamit ci njëlbeen jotoon nga def li nga xam ne moo di ay recherche ay jamono ba nga nekk ISRA di gëstu bu baax ci li nga xam moo di wàllum pesticides yi donte dinaa ci ñëw ci kanam tuuti mais dama la doon jox kàddu gi quand même di la nuyu di la dalal. jërëjëf Cheikh Diaby maa ngi lay nuyu di nuyu également ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi mu nekk ay kilifa yu mag ci réew mi ku ci mel ni honorable Aliou Dia. ñu koy nuyu bu baax. di nuyu également le doyen Kanouté et di nuyu madame Sow bi nga xam ne itam moo jiite ENDA. di nuyu Sénégal yi nga xam ne également ñoo ñuy seetaan Sénégalais ak sénégalaises yi. di remercier nag waa 2S tax ma leen di remercier parce que. tey ñu woote di wax ci mbirum agriculture ci jamono ñu toll nii yaakaar naa Sénégal yi ñëpp a ko soxla lu tax parce que dañoo toll ci jamono boo xam ne dañoo war a dem ci tool yi ndax ci démarrage nawet lañ nekk. c'est ça toll foo xam ne également lii tubaab bi naan mise en disposition des intrants agricoles. lu ci mel ni semence yeeg engrais yeeg yooyu yëpp moment bu ñuy wax ak yow ci lañ toll. donc boo leen ci organiser émission bu mel ni dañ koy rafet. parce que su ma jumulee sax. yow ak ñoom président Aliou Dia ñëpp defoon ngeen benn tournée
ba fan yi passé bëggoon nañ xam parce que am na ñu ne sax maanaam lii di intrant yi dafa manqué joxewu leen ko affaire bi daal indi na tuuti jaxasoo baal enfin bref bëggoon nañ quand même génn ci ay leeral tuuti daal ñu xam comment ça s'est passé. macha allah boobu mën naa wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax parce que boo xoolee xëy na le doyen Aliou Dia dina ci ñëwaat mais jot nañ def région de Fatick def région Kaolack def région Diourbel def région Thiès pour xool mise à disposition bi naka la demee. mais wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax yaakaar naa béykat yi ñoom seen wàllu bopp ñoo waxal ne vraiment début campagne bi ñu ngi sant yàlla ndax jot nañ li nga xam ne moom lañ doon xaar ci wàllum intrant yi. d'accord xëy na des na nag mais boo xoolee li ciy juuti mooy semence. jot nañ semence bi ñi ngi xaar engrais bi commencé naa dem donc au fur et à mesure nawet noonu lay fonctionner. donc mais ñi ngi sant yàlla globalement. man nag li may tax ma rafetloo émission bi mooy li madame Sow wax. maanaam thème bi le fait que mu porté li ñuy wax agroécologie agroécologie mooy mbéy mu sell. waaw te lu mu wax nag dafa am solo ndax dafa wax ne boo xoolee am na ñoo xam ne xëy na société civile lañ nekkoon. mais ñun ñu ngi sant yàlla. lu tax parce que dañoo toll jamono boo xam ne adduna bi yëpp agroécologie la ñuy wax ñun nag chance bi ñu am mooy suñu président de la république son excellence monsieur Macky Sall considéré parmi ces 4 piliers. Parmi ces piliers le 4e mooy agroécologie muy lu am solo c'est-à-dire que vision boo xam ne au niveau mondial gis nañ ko dañoo war a mbéy mi dañoo war a diriger wu vers la transition agroécologique moom gis na ko bu yàgg. d'accord suñu ministre nag. ne moom da koy traduire à des actions réelles maanaam vision bi nga xam ne président am na ko le professeur Moussa Baldé nga xam ne mooy suñu ministère aujourd'hui yaakaar naa nañ ci ñëw bu ci kanam. bien sûr mais gis-gisam. moo taxoon moo ne année bii maanaam atum ren ji dina accompagner système boobu moo tax mu subventionné lu ñuy wax les engrais organiques yi ngay wax nii. dinaa ñëwaat ak yow kanam dañ ci gën a dugg. dinaa la laaj maanaam à hauteur de combien le maanaam subvention bi toll te maa ngi koy wax sànq en introduction ne def nga ay études ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum produits yooyu ñuy wax noonu engrais yu organique en fait pas organique mais surtout yenn engrais organique comme beneen bi. ñu bëggoon xam un peu ci kanam tuuti jeexital yi nga xamante da koy faral def ci askan bi mais damay bàyyee kaddu gi suñu doyen Kanouté mi nga xam ne maa ngi koy wax en introduction mu nekk Psychodev moom aussi kuy gëstu la ci mbir mi ndax bu ngeen xoolee bu baax ñoom Psychodev maa ngi koy bind sax ñoom lu leen tax a jóg moom moo di maanaam xool maanaam naka lañ mën a taxawalee benn mouvement boo xam ne mouvement de consommateurs citoyens lay doon conscient surtout de l'impact de leur choix maanaam ci li nga xamante ne moo di lu ñuy jëfandikoo quand même moo xam ci maanaam si wàllum dund bi la wala yeneen kon doyen di rafetlu sa teewaay quand même ci plateau bi bëgg la bàyyee kàddu gi. jërëjëf Cheikh maa ngi lay nuyu te maa ngi nuyu ñii nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi tàmbali ko ci Marème Sow ànd bi yàgg na te lu ànd rek lu yàgg rek. dëgg la du nuyu docteur Saliou Dia. teg ci nag honorable député nga xam ne affaire béy Sénégal ak affaire béykat defe naa ne bu fekkee am na ñoo xam ne ràññee nañ leen ci taxawal béykat yi kii bokk na ci Cheikh di rafetlu invitation bi di ko rafetlu parce que docteur dafa ni yaa ngi def sa invitation bi ci période bi nga xam ne ñëpp agroécologie la ñuy wax bu ñu waxul waxi agroécologie ñu ngi waxi li ñuy wax système alimentaire maanaam naka la nit ñi di fexe ba am loo xam ne dañ koy lekk mu sell ci présentation wu sama kuréel bi dañ cee wax ni ñun li ñuy yitteel mooy fexe ba am ay waaye jënd jëriñu ay consommateurs yoo xam ni dañuy toog di xalaat daal dina bu fekkee jënd naa ndox bi bañ a jënd beneen ndox ban conséquence lay am ci benn xeex bekkoor xeex ñàkk ci biir réew mi ban impact lay am ci aar àllam gi environnement bi ban impact lay am ci développement bi kooku ñun ñii consommateurs yi dañoo war a bàyyi xel ci loolu saa yoo jëlee sa dërëm daal di koy dugal fenn rek muy ci li nga xam ne ay produits yu jóge ci mbay bi la wala muy ay produits yoo xam ne yu mel ne que ndox wala muy yeneen service yoo xam ne da nga koo xalaat rek
saa yoo jëlee sa xaalis daal di koy dugal ci lii bàyyi lële rek am na impact boo xam ni xëy na doo ko gis léegi xëy na mel na ni bu fekkee dangaa ni man kat lii laay jënd xëy na yaa ngi may doole béykat ba dëkk ci yeneen réew bàyyi sa béykat yi nekk fii. absolument loolu nag moo ñu tax a jóg noonu fexe ba consommateur bi muy xalaatee noonu toujours. ah deuxième élément bi mooy ñu ngi wax ci période boo xam ni Nations Unies muy kuréel bi nga xam ne moo ëmb xeet yépp ci temps yii rek dina def benn conférence bu rëy boo xam ni ci système alimentaire day wéeru waxtaan ci système alimentaire te dafa jot yow nga daal di tànn période bi pour wax ci waxi agroécologie lëkkale ko ak système alimentaire maanaam nit ñi nañu mën a def bu dund bu sell am li nga xam ne dañ koy lekk mu jóge ci mbay mu sell période bi nga def sa waxtaan bi période bu baax la. jërëjëf doyen Kanouté damay jox président Aliou Dia honorable député nekkoon na assemblée nationale ñëpp gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxawaay na ko amoon na ko foofu di taxawaay bu rafet léegi président yow laa bëgg a ibbee nag li nga xam moo di waxtaan bi parce que fan yi passé jot ngeen wër quand même tuuti ci gox-goxaan yi xool un peu naka la mbir yi tëddee foofu waaye bëggoon naa tamit nga wax ñu tuuti rek naka la mbay mi demee fu mu toll nii Sénégal comment l'agriculture se comporte au Sénégal. jërëjëf Cheikh ñi ngi sant suñu borom di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu bu baax di am mbégte it ci woo gi nga nu woo nii nu war a mën a waxtaanee mbay te mbay nag ñu toll ci jamonoom. ni ko docteur waxee. waaye nga may ma rek ma nuyu ñu ma seq ak taabal bi muy docteur Ngom DPV nga xam ne yàgg nañu weccoo ay xalaat depuis mu nekk ISRA. doon góorgóorlu lool ci mbay mi di góorgóorlu itam ci nan la ñuy def ba recherche bi ñu jox ko ci rëm ndax mbay moom ku ko wax da nga wax recherche da nga wax vulgarisation la ñuy recherche ba waaye da nga wax it financement pour mën a dox. maa ngi koy nuyu bu baax di ko féliciter di kontaan ci seq ak moom taabal. di nuyu sama xarit Mamadou Kanouté di ko xam ne yàgg nañu daje même à l'étranger muy gëstu di saytu ci yi muy dox dañu ko déglu itam ci jamono bu ne ci fànn bi ak yeneen fànn mu di ci joxe xalaatam di doon it xalaat yu wér a wér di nuyu Mariam Sow moom sant wi rek moom xaw a jaaxal tuuti wax dëgg yàlla doom itam yàgg nañu daje ci ay waxtaan ci yu jëm nii di wax ne itam lu ne ak jamonoom waaye fan yi ñu toll ñu naan taw na fii ak ñu ngi séentu mu taw suba ku waxtaane mbay da nga am ñu la déglu. ñuy rafetlu donc ni nga ko defee dolli ci li ci nga xam ne Kanouté wax na ko waaye addina day dox. addina nag buy dox est-ce que da nga war a toog yow di ko xaar wóoru ndax mën na laa raw ba yow nga darde da nga war a seet na addina bay doxee nga topp ci donc il faut nga seetlu ku ne xam na ne nañ daan bayee démb ak ni ñuy bayee tey bukk mbayam démb dafa tolloon ci suuf doy lii sax na si wax léegi rotation mën a xew fi nga war ren bay ko bu déwénee nga war feneen wala ñaari at après foofa nga ne léegi lii dëgg ak mañ la teg naa ko fee damay dem sonjaanaat loolu amatut mënatut a ne ndax suuf si dafa gën a xat beneen bi ci des bu njëkk da nga daan bay di am tos am sa jur gi nga parqué leen foo xam ne fii tos boobu ngay jël léegi jur ga doyatut amatoo sax ñoom far loo leen dundale lu war a mën a tax ngay defar tos kon loolu moo fi des engrais boobu nag bu sekkee ne bu njëkk dañ ko daan def ci suuf dañu wax fertilisation des sols fertilisation nag dafa fekkoon garab yu doyee téye suuf si li nga xam ne lii itam moo war a dundal suuf sa yëpp ñu fekk ko ci waaye bañ demee ba léegi garab yi lañ gën a agressé suuf taxawatul fenn lañ mujj woon sax ne kon nañuy def phosphatage des sols soo paree wut engrais def ci phosphatage boobu amatul lu des daal jëndi engrais ciy saako rek di sotti loolu nag dafa doy rek léegi nga xool ne fi jamono bi toll nga xool rek di déglu li xew ci bitim réew firme yi gën a bëri doole tey doon def engrais nga jël damay lu mel ni Monsanto ñoom seen départ de ku ñu woon ci defari engrais am na ñoo fi déggoon ñuy def engrais tey toxu nañ sax ci engrais yi ña ngi ca médicament ya ñooñu dañoo demoon ba ay jëmi jamono boo seetlee li wër ci àddina bi da nga déglu tey fu mel ni France wala feneen
ñu ne la am na baykat yoo xam ne porté nañ plainte tey tel firme yi doon defar engrais parce que ndeke engrais bañ doon jox nit ñi di ko def bu yàggalee cancer la leen jural procès yaa ngi fi fan yi nga gisit yoo xam ne day jékki-jékki ne tel réew engrais ndeke bañ fa doon joxee engrais folâtré la baykat yi sotti nañ ko ca tool ya indil na leen ay jafe-jafe lañ doon ñoral itam daanaka boo ko lekkee tooke ga moo ëpp ferñeent yi. Sénégal ban façon lañ ko doon jox. waaw Sénégal li ëpp ci li doon ñëw engrais chimique bi la moo doon ñëw ci Sénégal moo tax bu ñu dégloo ren jii débat bu bees dugg mooy ñu ne engrais organique bi daal budget bi ñu doon jël yépp def ko ci engrais bële danañ jël 10% ci loolu dugal ko ci engrais organique bi biñ ko déggee ñun ñëpp dañoo dal di tàccu félicité gouvernement bi sant ko ndax jamono da ngay ànd ak moom. mais balaa ñoo wax ci 10% yooyu. yaa ngi doon wax engrais chimique bi. yooyu yan jeexital quand même la def xanaa loolu waral débat bi bëri woon loolu xam nga dañuy wax ñun agriculture maanaam façon mbay mu nekk nga ci. moo xam dugub la moo xam mboq la moo xam gerte la moo xam lu mu mënti doon. mais bu fekkee dama choisir benn portion bu ndaw mu di gerte bi nga xam ne xam nga ku baax. gis nañ ne li nga xamante moo di werante bëri na ci lool. am na ñu ne quand même gis nañ ne ñoom seen tool dafa siti ñii ne seen tool dox na ñii ne doxul ainsi de suite werante bi ne court xanaa loolu maanaam estimation yi ñu doon xaar jotuñu fa wala yegguñu fa ci ñenn ñi c'est parce que li nga xam moo di suuf si dafa yàqu wala lan la. waaw suuf si moom sonn na bu baax Sénégal nag def na ci ay jéego yu am solo ci fànn sàmm jiw yi ba semence certifiée yi soo xoolee tey presque liñ ciy joxe mën nga wax ne romb nañ 56%. beneen semence bi nga xam ne moom lañ tudd écrémé recherche bi génne na ci sax ay lu ñu homologué ci fan yi mais daf ci am variété yoo xam ne yi mën a gun caa am lañ soxla ci semence certifiée. ci biir loolu engrais bi Sénégal doon na ci def ay effort maanaam di joxe quantité yoo xam ne xëy na du doy lépp sax nag baykat yi waaye quantité yooyu doon na am njariñ lool. waaye ci biir loola dañoo gisoon ne mbayu horticulture li jëm ci céréale bi nga xam ne moom la nii dundee tam war a sell engrais bañ ci doon def day buñ ko mënoon tey wàññi ca lu bëree bëri def ko engrais organique bi dana gën a sellal la nga xam ne mooy génnee ca horticulture bi génnee itam ci céréales yi tey dana feeñ kon nag ñu ngi ci rafetlu daal jéego yi ci Sénégal def ren tey ñaan it mu gën a yokk. parce que xaw ma na dëgg dëgg waaye dégg naa borom xam-xam yu ne maanaam dafa am ay légumes dañ koy tere maa ngi wax sànq en introduction yu mel ni chou-pommé boo ko lekkee te nga amee li nga xam moo di colopathie daf lay def ay ballonnement lii di carotte également yëpp gis nañ ne lu yàlla xam doy na safatul dara enfin bref parce que dañuy jëfandikoo ay produits chimiques yoo xamante ne dafay def ay jeexital ci li nga xamante ne moo di askan bi. waaw yooyu yëpp day am ci produits chimiques yi day amit sax ca wàllu jiw bi. da ngay jël pastèque tey boo jëndee jiw bay jógee tey ci bitim réew nga bay ko sa tool su ñoroon nga jëlaat beref ba ñoree woon foofee nga ca def boo ko jiyee doo am dara faaw nga delluwaat ci ñoom ñu jaayaat la jiw bi kon li ci ëpp solo rek mooy li fi newoon ci engrais bi ni ñu ko doon joxee Sénégal doon na ci joxe 150 000 tonnes daaw ba ren jii sax ñi ngi ko bëgg a joxe waat 150 000 tonnes bariwul bëri na baax na par rapport ak li nga xam ne fii la mbay bi toll mais suñ demee nag ba génne ci loolu 10% dama ne def ko ci engrais organique nañ encouragé gouvernement bi ci loolu félicité ministre bi parce que ci moom la loolu commencé bi mu tàllalee ay jéego déglu ñi nga xam ne ñu ngi ci doon am ay xalaat ba loolu la ñu war ko mën def donc ñi ci doon xalaat ñu ngi leen di félicité ndax xeex bu yàgg la waaye ñu ngi félicité ministre bi itam ci li nga xam ne àndandoo na ak ñoom mais gouvernement bi la fait également mu accepté loolu wax nga dëgg nag fan yii dem nañ tournée mercredi lañ ko def jeudi vendredi ñu door a dellu si fi ñu jotoon a dem ay région pilote lañ jëloon comme ni ko docteur waxee muy Fatick muy Kaolack muy Diourbel muy Thiès ci wàllu jiwu gerte ndax Sénégal pour le moment focus bi yëpp ci nji mi ci gerte lañ koy def ndax moom la ñuy jëkk ji mën na wax ne daanaka 91% la ñu waroon def ci mise en place yi moom àgg na ci seeni borom am na ñu jaay ba jeexal am na ñoo xam ne ñu ngeen njaay ma ngay continuer njaay ma nag du taxaw ndax foofi dem fu ne dañ naan góor gouvernement bi góor la nag lim nu indil waaye nag doyuñu suñ ñu ko mënee yokkal mooy gën su ko defee gouvernement bi def na fa effort bu rëy ndax foo dem ba war a joxe 75 000 tonnes de gerte ren 56 000 di ngay def léegi pratiquement pour certifier mais 13 000 yi ngay def écrémé te yóbbu nga ko dans toutes les communes effort bu rëy rëy la te su ko defee par étape la ñuy def di gerte gi jàllee rek ñebbe yi lañ cay teg ak yeneen yi nekk ci céréales yi ñebbe boobu itam ak céréales yi certifié yi dem na bu yàgg ordinaire bi itam fan yi bi ngi dem suñ demee ba ñebbe bi jàll nag lañ ciy door a teg engrais moo tax dëgg dégg bi ñu demee da nga gis foo xam ne dañ la engrais dara ñëw gu fi wax nañu dëgg mais tardé gut ndax engrais bala nga koo def day fekk mu taw ngay ji su ko defee loolu 150 000 tonnes yi ci gouvernement bi wax
la ñuy féliciter gouvernement bi parce que ren ku ne xam na ne engrais nag dafa jéggi dayoo cher ci bitim réew ba fii may wax ak yow ICS liñ ko commandé fii mu ndollu mënu koo produire ci 3 mois kon mën na am ba nawet bi dem bay jeex am ñuy soxla engrais bi mais ministre bi am na fulla bu toll ni dem seeti waa ICS ne leen fii ngeen di defaree engrais bi jël nañ 10% ren nag jox ko yi ni nga xam ne dañuy def bio waaye li ñu leen jox léegi buggunu ngeen produire lépp ñu ne dem na Amérique dem na Inde dem na Burkina dem na Mali fii ngeen koy defaree dañoo bëgg na ngeen assurer ñu d'abord ci prix yi ngeen def ko prix boobu ñu tolloog fii mais également ngeen yor ñu engrais bu doy loolu alhamdulilah am nañ ci déggoo. ba prix yi nga xam ne ICS wax proposé woon na ko depuis maintenant 3 mois pour ko am notification boo xam ne da nga koy jëlee ci ministère de l' agriculture boo jaay demee ci prix yooyu lañ lay jaay. d'accord danañ fexe it ba li nga xam ne soxla nañ ko ci engrais. ñoom danañ ko jox itam Sénégal ni mu war a doxee kon daal fii nu toll. na xel yi daal ci mise en place yi. wax dëgg yàlla foofu liñ jot a gis yëpp alhamdulilah. d'accord la ca des nag kon mooy engrais bi baykat yi wax nañu dëgg. te étape par étape la ñuy def moo tax engrais bi egsiwul waaye nag dafa jot ndax boo seetloo ñetti fan yi ñu génn am na ci li ëpp bokk ci réew mi tooy na ñëwoolu ji nañu waaye ña ca des itam ji nañ ay dugub su ko defee la ca des ba ngay ñëw waaye li am ba des daal mooy wàllu engrais dafa laaj xalaat ndax gis nga am na baykat yooyu tey boo leen laajoon bu nawet daan jot mbott yi leen koy yëgal foo toll da nga dégg ñuy ngoox mais léegi pour nga dox ci àll bi sax dégg mbott buy ngoox lan moo rey mbott yooyu lan moo tax mbott yi daay fa mbott doon làqu bu fekkee engrais chimique nga fa def bu dikkee mu làqu ko du fa toog li ëpp ci ñoom sànko nañ am na picc yoo xam ne daa nga leen gis fii ñu tudd sagal ñu tudd ramatu et cetera yooya dañ daan far itam buñ demee ba njimi jot mais la ci ëpp soit engrais chimique ba ñuy xëpp ci tool yi dem naa dem ba faagaagal na ci yu baree bari kon non seulement léegi day feeñ sax ci li ñuy lekk nii mais day feeñ ci mala yi nga xam ne yii ak njanaaw yi nga xam ne dañoo nekkoon ci biir. parce que dégg naa mbottu sax dafay faral di wow taw maa ngi ñëwaat ak yow président ci milieu dama bëgg a bàyyi kàddu gi madame Sow maa ngi koy wax sànq ci introduction yéen da ngeen di faral di yëngatu ci milieu rural maanaam moo xam ci dëkku kaw yi pour fexe ñu def mbay mu sell te maanaam baax askan mën koo jëfandikoo te du ci am ab gaañu mais dama bëggoon nga ñu wax ñu tuuti comme yow da ngay gëstu ci loolu li ni mel lu tax ñu war a mën a bàyyi engrais yi nga xamante ne dafay indi jafital ak jeexital ci askan bi. bon lu tax ñu war ko bàyyi moo di li président wax man damay rafetlu sax ma toog ak ay baykat yuy dem ba nga xamante ni di def témoignage bi muy def nii reconnaître ni ko suuf si mënatul joxe dem ba nangu ni maanaam biodiversité si li mu wax li nga xamante ni xëy na mbott ngay gis wala picc yi ngay gis mais les micro-organismes yi nga xamante ni ñi ngi si biir suuf si nga xamante ni lépp loo xamante ni moo koy soppar ñi si biir ba mun a dundal transformer oligo-éléments yi sous le contrôle du docteur ba mun a dundal gàncax gi mais loolu yëpp pesticides yeeg engrais yeeg ngelaw bu métti beeg ak jant bu dëgër bi di tappe rey na ko donc loolu bu affecté suuf noonu lay affecté nit ki noonu lay affecté jur gi donc loolu bu ñu demee ba ce n'est même plus une question de scientifique ndax loolu nit ki si boppam moo koy nemmeeku si yaramam. li nga xamante moo di productivité bi dafay gën a wàññeeku aussi ndax gis nañ ne productivité bi dafa gën a wàññeeku conséquence bi mu joxe mooy lii di ndóol mi dafa gën a métti ci kaw yi exactement donc loolu yëpp suñ ko gisee ala kulli haal ñu wax alt nañu delluwaat toogaat ak borom xam-xam yi benn si baykat yi ndax ay borom xam-xam lañu ci seen tool ci seen terroir ci seeni valeur ci seeni jikko ñaar si ñi nga xamante ni ñooy gëstukat yi ñoome tamit gis nañu xëy na ñoom ñoo gëstu woon engrais bi ak pesticide bi mais ñoom ñoo delloo si waat encore gëstuwaat ba gis gàllankoor yi fa nekk te loolu lu ko manqué woon mooy les politiques nationales ONG yi maanaam société civile bi de façon globale yenn baykat yi yàgg nañu di gëstu di jéem mais
mu wóor nu ne nun tey nun ñi nekk si béykat yi di jéem a soppar ñi li ñu am volonté am engagement yëf yi dafa toll foo xamante ni il faut que nguur gi jël engagement politique def ko. c'est possible nga defee. mais bon ñu ngi si c'est possible. l'espoir est permis au Sénégal nun mën nañu am yaakaar. 10% néew na de am na ñu ko wax de. non loolu day ñëw foofu laay jëm may ma rek foofu moom jaabi xam nga lu ma bëgg rek nga may ma. xam nga yëf yi safoon na. yàgg naa di ko wax. kanu te mën na ko témoigner indiwuma document bi mais les pesticides au Sénégal une menace en 82 bu ko ENDA buggee génne mais ministre ba temps boobu dafa ne du si daal l'Afrique a faim kenn mënatul béy te jëfandikoo engrais kenn du ko fi génne kenn warul wax li nga xamante ni moom la pesticide bi engrais di joxe en 81 82. loolu laa lay wax de ENDA tiers monde. moo def étude am na presque 40 ans. ah am na presque 40 ans ñu du génn mais bàyyiwuñu di continuer di sensibiliser di informer di wérante ak scientifique yi ndax amoon na ñoo xamante ni gëm nañ ni àla kulli haal fokk ñu continuer mais ñu dem ba nga xamante ni man j'ai vu de grands scientifiques yoo xamante ni toog naa ak ñoom ils se confessaient parce que xam nañ ni am na lu ñu dugal loo xamante ni warul donc il faut corriger léegi nag bu ñu demee tamit fii si biir Sénégal ba tey boo seetee maanaam kuréelu béykat yi ànd ko consommateurs yi ànd ko la recherche et même la recherche de l'État ñoom Saliou ñu ànd nun ñëpp ñu ni fokk ñu soppar ñi ba am benn kuréel boo xamante ni au niveau national ëmb béykat yi consommateurs yi scientifiques yi la ñi bokk scientifique sénégalais ISRA yeneen yu jógee bitim réew toog fii lu mel ni SIRA lu mel ni GRET IPAR ñoom ñëpp FENAB producteur bio ñu bokk benn cadre boo xamante ni qui s'appelle la DITAES la dynamique nationale pour la transition agroécologique ñu dem ba nga xamante ni ci cadre boobu ñun ñëpp du ñuy wooyee suñu bopp des convaincus may way gëm lañu duñ koo gëm ñu dem tamit ba président en tout cas génnee na ko ci gémmiñam mu ni Saliou wax na ko sànq je fais de l'agroécologie en tout cas un 4e axe de mon quinquennat mbooloo mi ma la waxal ñoo jóg ànd dugg ci zone agroécologique Sénégal yi seet lu fa xew ci jëf en agroécologie le terrain n'est pas vide am na lu fay xew seet li nga xamante ni moo métti nit ñi moo métti ñëpp consommateurs yi def ay atelier bokk ko tonk ñu ni suñu état bu waxee ni day def lii ñun tamit suñu rôle c'est pas seulement de dire non mais c'est de proposer une alternative. Absolument. ñun ñëpp ñu ànd tënk ko ci benn document ñu tuddee ko document de contribution suñu dynamique boobu maanaam suñu mbootaay googu à l'échelle nationale même sous-région et internationale était là pour ñu jébbal ko président ñu ne ko duñoo bëgg nga sukkandiku ci lii xalaat bi boobu nga wax pour nga jéem koo doxal pendant 2 jours ñu am atelier à l'échelle internationale fii ci Ndakaaru ànd ko ministre de l'agriculture càmbar ko mu posé nu nag ñaari question mooy ban ak ban. benn bi mu ni nu seen xalaat rafet na d'accord nañu ak yéen ko soppar ñu war na am waaye tamit bëgg naa ngeen liggéey sur le terrain ànd ko recherche bi ba wone des évidences maanaam ay preuves scientifiques yuy wone ni lu ñuy wax ak li ñuy jéem a def mën nañ koo def te war na mën a dundal sénégalais yi beneen bi mooy naka ngeen di def tamit ba yóbbu ko à l'échelle avec des expérimentations bu mu nu waxee loolu ñu ni ko d'accord ñu daje ak moom mu njëkk noo wax ni incha allah ren dina subventionner les engrais organiques ndax tamit changement yooyu yi ñu wax nit ñi dofuñu am na ñoo et j'invite les Sénégalais j'invite la jeunesse sénégalaise à investir sur ce créneau là ñuy gën di liggéey di gëstu naka lu ñuy ndax béykat yi lu ñu wax tey mooy am na lu ñu tàmmal bëgg nañu fu ñu gëstoo ji saaku engrais ñu jënd ko ci bitik bi mu gën a gaaw nañu gëstu
gis saaku tos. mais madame Sow li nga wax dëgg la xam nga jënd saaku engrais ak saaku tos mais est-ce que quand même saaku tos yooyu ngay wax est-ce que quand même mën nañ ko am en quantité suffisante parce que on va vers l'agro-business gis nga agroécologie te bu njëkk c'était un peu l'agriculture familiale. yow bul yàq waxtaan ah bon déglu bu baax li ma lay wax jaabi déglu bu baax ma ne li ma lay wax nii bayil ma teeral léegi pour nun le fait que mu wax ne dinaa subventionné comme que mu ngi subventionné engrais bi y a pas de raison et comme que le produit est disponible du ko subventionné pour les populations qui veulent faire de l'agroécologie te loolu tamit jëmmal na ko def na ko donc quelle que soit la quantité quelle que soit la qualité ñun pour l'instant suñu dialogue boobu cadre de dialogue bi damay fàttali ni on a dit cadre de dialogue parce qu'on ne dit plus plaidoyer parce qu'ils sont convaincus nangu nañ ñoom ñëpp du ñoo war a soppar ñi ko donc léegi waxtaan moo fa nekk bu génnee loolu duñ koy rafetlu te ñu bëgg nag gën a waxtaanaat ak moom si biir li nga xamante ni def na ko naka lu ñuy def ba ñu xam engrais organique boobu fan la jëm si béykat yi koy jéem et ça nous permettrait de ñu tontu si question yi question yi mooy wane suñu évidence yi donc ñu ngi koy invité si loolu ñu mun koo topp ba xam lu muy jur lan la donc là pour dire seulement que agroécologie bi au Sénégal on est reconnu comme pays leader mais il faut que état bi gën a nag jàpp si li ñuy def ñu toog PSE vert mënuñu ko def te bokkuñu te itamit benn c'est pas seulement la question des engrais kii mu ngi koy wax sànq ba tey c'est la question aussi de retour de l'arbre dans l'agriculture. Absolument. C'est pas une question de reboisement en régie déedéet garab yi di génn si tool yi di fokk ñu nangu di ko yar te loolu yëpp ñu ngi si. maa ngi ñëwaat ak yow ci kanam parce que gis nañ ne quand même agroécologie su ma juumaleen maa ngi déglu chaîne tubaab yi ñu ne sax su ma juuma si quoi que c'est le maire de Ndiop qui a été primé donc exactement on va fêter ça demain au ministère de l'agriculture. donc félicitations au passage. Voilà. Alors mais docteur man dafa am lu ma la bëggoon a laaj docteur étude yi ma doon def parce que wax nga ko nekkoon nga ISRA daawoon nga def ay études tout ça mais lan nga gis ak lan nga ñu mën a wax ci études yi nga xam jotoon ngeen ko amal ci dangereux wala musiba nga xam ne kam nemmeekoo nañ ko ci problème engrais yeeg yooyu. jërëjëf Cheikh man damay faral ne bu may wax ci agroécologie dama ciy kontaan parce que man commencé wu ma agroécologie man boo xoolee samay gëstu bi ma duggee ISRA en 99 ba 2007 maa ngi gëstu mais ci mbirum intrants chimiques laa doon yëngatu maanaam soit sont les engrais chimiques wala sont les pesticides ma ne la boo tapé Saliou Ngom ci Google bi rek di nga gis études yooyu xam ne jot nañ ko def pour wone lan mooy njeexital lu ñuy utiliser engrais yi. ba may def samay recherche su ma tapé rek daf may génnal loolu moo tax ma laaj la loolu. voilà donc mu nekk loo xam ne lu dangereux la waxuñu nag engrais dafa bon waxuñu pesticide dafa bon waaye dafa am anam yoo xam ne noonu nga koy utiliser nga koy jëfandikoo pour mu jox la li nga soxla loolu nag mën naa wax ne ak changement climatique yi xew actuellement xam ne moo changé adduna bi. dose yooyu nga doon ñu doon wax ne boo ko utiliser da ngay am résultat bi nga bëgg ci gàncax bi mënatul nekk. waaw lu tax ma wax la ko. dama lay jox exemple cere bu amul laalo. nga def ci ñeex. est-ce que dina taxaw. déedéet loolu nag moo dal suuf si. suuf si dafa dog mooy tubaab bi naan c'est dégradé boo ci defee engrais tey bu fekkee grande culture maanaam lu mel dugub ak gerte mu taw tey suba suuf si daf lay laajaat engrais boo ñëwee ci tool bi xool tool bi demul. nga ne bàyyi ma doole engrais. kon ce qui veut dire dogguma la yàlla bu la yàlla dog maanaam ci campagne bi ñu jëm moo xam mbay gerte la moo xam dugub moo xam lu mu mënti doon fu mu toll nii bu ñu jiwee rendement yi ñu xaar mën nañ ko bañ am parce que suuf si dafa sonn. suuf si dafa sonn béykat bu mu mën a doon suufu Sénégal fu mu toll nii. madame Sow wax na ko garab yi amatuñ ci tool bi boo béyee ba pare bu dee dugub nga tax bu fa nekk yëpp nga buub ko nga yóbbu ko ci kër ga lan moo fay des. tool yëpp ay terrain de football la. donc pour suuf si mën a téye ndox mi téye air bi téye lu ñuy wax micro-organisme maanaam xam ñoo war a liggéey li nekk ci suuf si pour gàncax bi jël ko loolu moo amatut ci phase boobu lañ toll maanaam dañuy toll ci lu ñuy wax phase reconstitution des sols. à qui la faute alors. à qui la faute. situation bi c'est une mën naa wax ne loolu ci àdduna bi yëpp la du Sénégal kese moo tax agroécologie def ni nekk une préoccupation mondiale
mais chance bu ñu am mooy wax naa ko ci njëlbeen ba ñun suñuy kilifa dañ ko gis yàgg na commencé par le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ak le ministre de l'Agriculture. donc bu ñu demee tey bu ne dañuy subventionner engrais organique parce que engrais organique dafa bokk ci xeetu engrais yoo xam ne mooy reconstituer suuf si maanaam avant ngay béy da nga ciy indi ab tos boobu bu ñëwee mooy nekk ci suuf si nga xam ne même boo ci indee engrais même bu ndawee sax engrais boobu dafay am njëriñ ndax dafay toog di xaar gàncax bi jël ko mais bu fekkente ne par exemple yi amuloo tos amoo dara ndax engrais rek lañ la jox nga ciy sotti engrais bel day dem yoonam. mais est-ce que étude bu sérieuse am na quand même ci affaire engrais yi dugg ci réew mi parce que aussi am na ñu koy dugal un peu d'une manière illicite di ko dugal bu doy waar aussi ah ñu fa jël façon engrais bu ne di sotti ci suuf si. Cheikh mën naa la wax ni loolu mënul nekk lu tax. parce que yàlla dogal na man maa nekk DPV mooy direction de protection des végétaux. lu ñëw yaa ngi koy xool. lépp luy dugg ci réew mi muy engrais muy pesticide ñun dañ ko saytu bu xam lan la ñu doog a autoriser mu dugg ci réew mi d'abord autorisation permis d'importer d'abord bu fekkente ne engrais boo xam ne mosuñ ko gis muy engrais bio muy engrais chimique ak bu mu mën a doon ñun dañ ko gestu def analyse yi nga xam ne dañ ko war a def ndax engrais bu ñëwee ñun dañ laan da ngay dem CERS Lokistox muy laboratoire bu taqaloog DPV képp ku indi engrais da ngay dem nga saytu ko nga jox ñu analyse bi ñu xool ko ba xam ndax engrais boobu baax na wala baaxul bu ñu paree ci loolu dañ laan la jëlal sa engrais nga yóbbu ko fu mel ni ISRA mu lëkkaloog ñu mel ni ANCAR ñu testé ko ba xool ndax tey producteurs yi bu ñu ko utiliser nañ ci gis seen bopp maanaam dina am rendement bu ñu paree ci loolu mooy rapport d'essai boobu moom la ñuy jël ak li ma la wax analyse qualité bi pour mën la ñun ñu mën la autoriser yow sa engrais mën a dugg ci réew mi mën a def li ñuy wax distribution maanaam nga mën ko jaay ci réew mi donc mën naa la wax ne aujourd'hui amul benn engrais boo xam ne dugg na ci réew mi ñu koy jaay producteurs yi laa wax de parce que lu tax ma wax ko bu fekkee ne da ngaa bëgg a tester dañ lay autoriser quantité bu ndaw nga indi ko ba ñu saytu ko ba pare xam nga loolu mën a dugg. mais loolu du pour jaay dañ la indil quantité bii nga def ci li nga war a def nga saytu ko bu baaxee ba pare nga doog a demander quantité bi nga bëgg ngir nga jaay ko ñu doog la ko autoriser. léegi donc foofu moom sant yàlla. naka la ñu mën a wax ne engrais bi baax na et puis aujourd'hui nous sommes en face de ses conséquences problématiques yi problème yi ñuy jànkonteel man loolu laa mënul comprendre. bon problème yi ñuy wax ni en terme de contamination maanaam ci risque yi risque bi mooy li ma la wax bu fekkee dañ ko utiliser tey mu taw wala nga arroser bu dee maraîchage engrais ba infiltré dem ci nappe bi mais nappe boobu dañ koy indiwaat dañ koy naan juri di ko ñaan ñu koy naan mais kooku mën na indi jafe-jafe mais waxuñu engrais bi baaxul parce que bu njëkk ba buñ koy dugal ci réew mi boobu suuf si am na lu téye engrais bi maanaam dañu waxoon dañu utiliser des doses raisonnées maanaam dose bi nga xam ne moom la ñu recommandé moom la ñu la sant boo ko defee da nga ciy gis sa bopp te du am loraange ndax li nga fay indi gàncax bi dina ko jël mais bu ñu tolloo foo xam ne dafay lu tuddee le gaspillage boobu dina am fu mu dem fan lay dem mais dafay delluwaat si nit ñi donc loolu mooy risque bi. risque bi nag am na mais teewul engrais fa mu nekkoon la nekk ba léegi. waaye ñun ñoo war a xool nag lan la ñuy dugal ci suuf si pour engrais bi fu mu nekkoon mu nekk fa loolu la ñuy wax tos waaw. honorable wax na loo xam ne daf ma neex parce que man bi ma nekkee gune am na ñu doon wax ne ren année bii fii la ñuy béy jur yi fii la ñuy nekk. loolu moom mënatul nekk léegi loolu mënatul nekk. xam nga problème suuf yi moom nee na nu ma comme gagné. président sax wax na nee na moom 80 wala 100% boo xoolee ci réclamation bi jël 98% yëpp ay problème suuf la te tey problème suuf bi nee na comme gagné ci réew mi comme tulleeg male lu yàlla xam doy na. suuf moom amatul ci réew mi moom wala. gon sant yàlla moo tax agroécologie boobu dañu war a def promotion bi xool ba xam nan la ñuy yokkee tos bi ci tool yi xool ba xam nan la ñuy yokkee garab yi maanaam ci tool yi et cetera yooyu yëpp dañ ko war a def technologie yi bëri na innovation yi bëri na mais dafa am foo xam ne fa la ñu war a commencer. yéen a ngi gëstu ci loolu yéen a ngi ciy xalaat bu baax a baax. bëri ndax nee naa la man à partir de 2007 ki nga xam ne moo gagné prix bi ñu koy wax Omar Ba muy maire de Ndiop 2007 la ñëw sama bureau di laaj ay information ci agroécologie ci mbirum pesticide naturel wala des engrais naturels boobu maa ngi ci commencé di liggéey def nañ ci gëstu boo xam ne aujourd'hui mën nañu wax ne te laaj na am na ay ONG yoo xam ne kuy mel ni GRDR boo leen laajoon recherche bi lan la def ci mbirum engrais organique dañ la wax ne ah lii de waa ISRA def nañ ko ndax dañ ci am ay résultats yoo xam ne tey mën naa wax ne mën nga produire sax te doo utiliser doo jëfandikoo engrais chimique. c'est possible.
c'est possible. Mais c'est résultat yi possible, dafa am kay. c'est concret. y en a qui le font. waaw te mën nañ la orienter également nga jëm foo xam ne boo fa demee di nga ko gis. te loolu lañ dañu bëgg mu gën a law. absolument te état bi mu ngi ñuy accompagner. mais nag puisque mënu jékki-jékki tey comme ni nga ko waxee ñu am quantité ñu soxla moo tax état bi subventionné 10% mu dugg ndax madame Sow du fa am lu am solo mooy impact bi. kooku suñu combat la xam nga lu tax mu suñu combat parce que ñun au niveau même du ministère ñun soxla nañ xam impact de l'engrais organique parce que Sénégal pays pilote la au niveau de la CEDEAO ndax programme bi nga xam ne mooy programme PATAE programme pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest boobu itam fii Sénégal pratiquement maa fi représenté CEDEAO CEDEAO ne Sénégal moo jiitu ci wàllum agroécologie en Afrique de l'Ouest donc ñu teg ñu bët li état bi def ñu ngi koy xool li chercheurs yi ONG ñëpp teg ñu bët donc dañoo war a wane nekk lu ñuy def wala njëriñ bi leen te loolu lañ nekk te incha allah rabbi ministre bi jox nañu vraiment toutes les possibilités pour évaluer tout cet impact et je suis sûr que on va vous donner des résultats satisfaisants. Kanouté doyen ma bàyyi la kàddu bismillah. dafa am yoo xam ne dama ko dégg ci biir wax ji dama ko bëgg a bamtuwaat pour wane rek importance su agroécologie dafa ni mala yi léegi dafa am yoo xam ne dañuy dee te mun na am ne loolu mun nañ ko lëkkale ak li ñuy lekk lu mel ne que engrais yeeg engrais chimique yi yi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi ma bëgg a firndeel loolu parce que suñu gëstukat yi nekk fii semaine bii passé rek le commissariat à la sécurité alimentaire ànd ak beneen organisation bu tudd l'ARTES daal di fii def benn séminaire boo xam ni dañ doon xool ci kanam fii ak juróom fukki at Sénégal affaire u lekk naka la fiy demee parce que ñoom nee nañu dañoo gis ne téeméeri nit yoo xam ni gaañu nañu ci biir dëkk bi maanaam faatu nañu ci biir dëkk bi boo seetee ñeent fukk ak juróom ñaar yi 47% yi seen faatu seen dee c'est parce que dafa ànd ak maladie non transmissible maladie non transmissible yi yan la mooy lu mel ni diabète lu mel ni tension maladie cardio yi yooyu boo ko xoolee ci lu mu wéeru ci li ñuy lekk la suñuy comportement la foofu la jógee kooku donc bu fekkee bàyyi nañ ci xel rek nga war a xam ni li ngay lekk loo mënta nekk li ngay lekk ngay moo koy firndeel mooy mën a tax nga ni Cheikh Diaby mii li muy lekk lii la looloo koy may jàngoro bii wala loolu moo tax façon feebar bii dal ko waaw bu fekkee nag am na ñeneen ñu toog daal di ne ñeenti nit yoo jël ci biir Afrique laa wax de waxatuma sax Sénégal ci biir Afrique ñeenti nit yoo jël. ñeenti nit yoo jël maanaam ñeenti nit ñu faatu. ñett ñi li ñuy lekk c'est pas équilibré maanaam lépp luy vitamines yi ci war a ne protéines yi ci war a ne doo ko fa fekk xam nga loolu boo ci bàyyee xel rek li ngay njëkk a xalaat mooy naka lañ mën a def ba soppali benn li ñuy lekk mu am vitamines yi nga xam ne moom nga soxla ñaar li ñuy lekk mu doon loo xam ni du tax ñu daal di feebar. mais est-ce que loolu ça n'a rien à voir avec la pauvreté xam nañu également. Afrique si, continent bu ndóol la aussi possible. loolu tam foog ñu bàyyi ci xel. c'est possible que la pauvreté joue un rôle là-dedans parce que effectivement bu fekkee pauvre nga xam nga doo mën a jënd fruits yi nga mën a lekk bés bu ne. doo mën a jënd li nga xam ne mooy ay protéines donte fekk na nit ñi est-ce que xam nañ ne sax bu fekkee mënuma am protéines yi ma soxla parce que yàpp cher na xëy na mën naa ko gis ci ñebbe mais loolu xam-xam boobu du ñëpp ko am parce que nag il faut que ñu tasaare wasaare façon xam-xam yooyu ba nit ñi daal di xam ni c'est pas toujours parce que da ngaa pauvre que doo am loo lekk loo xam ne vitamines yi nga soxla mi ngi ci mais dañoo nekk ci benn système économique boo xam ni daf lay gëmloo ni lii jóge bitim réew moo gën sa ñebbe bii nga xam ne yaa ngi koy bay fii
de telle sorte que yow pauvreté bi ñàkk boobu ndóol boobu ngay wax ne xëy na loolu mooy raison bi dégg nga yow da ngay continuer di ci biir parce que yaa ngi xalaat ne lii nga xam ne yaa ngi koy bay bés bu ne mënula indil li nga xam ne moom nga soxla ci ay ferñeent yi nga war a am pour mën a am une vie active normale waaw Cheikh loolu yëpp boo ko xoolee à côté ñu daal lay ni agroécologie bii muy wax ni dañ ko war a promouvoir gëstukat yi ñoom toog nañu daal di ne agroécologie mooy solution ci ñàkk bi nga xam ne moo fi ne surtout ci wàllu lu ñuy lekk dañoo toog daal di ne bu fekkee continuer nañu bàyyi climat bi muy changer nii tàngaay bi di yokk de 2% fii ak 2050 fii ak 30 ans lii xew mooy production agricole bi dina wàññeeku de 40 à 50%. maanaam téeméer boo jël maanaam ñeent fukki ba juróom fukki lay dem. exactement loolu moom dugub bi ceeb bi céréales yi nga xam ne moom la ñuy produire particulièrement fii en Afrique dina wàññeeku de 40%. mais loolu famine mondiale la indi loolu c'est grave ça. exactement te kat loolu ñu ne pendant que li ñuy lekk mi ngi wàññeeku population bi day yokk absolument c'est vrai. day yokk ba léegi 50%. waaw bu fekkee li ñuy béy mi ngi wàññeeku dugub yi nga xam ne moom la ñuy dundee mi ngi wàññeeku population bi ñi nga xam ne dañ leen a war a dundal di yokk luy solution bi bañ leen laajee lii solution bi xam nga lu ñu wax agroécologie mooy solution bi maanaam nga fexe mbay mu sell mi dégg nga daal di doon loo xam ni dafay suqali garab yi parce que garab yi ñoom ñooy tax effet gaz à effet de serre yi nga xam ne moom mooy dem di yàq jaww ji garab yi ñoo ko mun a te muy protéger la couche exactement les puits de carbone waaw ñun buñ demee di def ay engrais ay produits chimiques mala yi di dee garab yi di dee uniformisation maanaam ni ñuy béyee daal di continuer monoculture bi nekk fi mais su boobaa dañuy daal di rey garab yëpp naaj bi di gën a tàng climat bi di gën a tàng li ñuy béy di wàññeeku fekk nit ñi nga xam ne dañuy soxla céréales mi ngi yokk waaw xam nga boo xoolee ñetti chiffres yooyu nombre de personnes yi nga xam ne ñu ngi gaañu ndax ay maladies non transmissibles ak population bi nga xam ne dafa nar a yokk alors que tout simplement pendant que li nga xam ne mooy tàngaay bi mi ngi yokk ba li ñuy produire di wàññeeku ñu ne la yow agroécologie mooy solution bi mënuñoo def lu mooy rafetlu li nga xam ne gouvernement moom la def daal di jël 10% ci subvention yi dem ci engrais yi xanaa kañ da nga naan doyul mais dañ koy rafetlu parce que teg nañu suñu tànk ak suñu loxo ci li nga xam ne moom lañ war a def waaw loolu yëpp nag buñ ko xoolee nga mun a comprendre daal di ne su fekkee gouvernement bi dem na daal di ne ñun jël nañu agroécologie daal di koy def suñu 4e pilier wu PSE ñun société civile li ñu def mooy li Mbaram doon wax dañuy ñëw taxaw daal di taxaw ci buntu gouvernement bi ni leen fi ngeen teg seen loxo fi ngeen teg seen tànk bu leen fu jóge li ngeen doon def yokk leen ko yokk leen 10% yi agroécologie bi fexe leen puisque loolu mooy l'avenir du monde tey ñëpp loolu la ñu wax fépp foo dem Nations Unies fépp foo dem discours bi benn la agroécologie waaye bu fekkee ñëpp ñu ngi koy wax yéen ngeen jël ko daal di koy def seen politique dugal ko ci seen biir politique doon na deuxième source raison de satisfaction xanaa kañ liñ ci seenu mooy nañ ko gën a baral lépp buñ ci doon def benn nañ ci def ñaar d'accord voilà xanaa benn précision rek laa bëgg a indi ndax sànq yaa ngi ko doon wax xëy na peut-être lu tubaab bi naan lapsus tapma mooy ba ngay wax ci gaz à effet de serre yi muy détruire quand même la couche d'ozone te bu ko détruire maanaam li nga xamante ne moo ñuy protéger contre les rayons X
ndax population bi ci boppam sax dafay doon une population exposée ba dafay faral di indi ay cancer ak yu demee noonu waaye dafa am benn laaj bu ma leen bëggoon laaj xam naa président laa koy tàmbale parce que déglu naa président Aliou Dia wax nga maanaam ne ba ñu commencé dugal engrais yi am na sax ay mala yoo xamante ne daaw nga leen dégg yu mel ni ay mbott ak yooyu ñuy ngoox te déggatoo leen ak yenn picc yi wax nga yow tamit doyen Kanouté ne maanaam population bi dana yokk fii ak 2050 yokk ba am solo peut-être de 50%. Pendant ce temps la production dina wàññeeku peut-être jusqu'à même 50%. Absolument. mu doon lu doy waar docteur Saliou Ngom am na lu mu wax madame Sow également am na lu mu wax waaye léegi man dama bëggoon xam président léegi gis nañ ne quand même bu dul dara askan bi a faim ndax dañ ne Afrique quand même dëkk bu pauvre la et les gens ont faim te ne nañ famine bi mu ngi continuer di lor Afrique kon faaw ñu produire lu bari pour que nit ñi mën a dund léegi qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que dañu war a produire lu bari tout en sachant que ne bon en donnant cet engrais là askan bi dina continuer di loru ndax doyen wax na ko ndax nee na dëj boo jël fii en Afrique ñett ñi loolu moo leen faat Sénégal également idem dégg nga chiffres yi mu joxe wala également dañu war a wàññi suñu loxo takk biiru askan bi dem vers cette production bi nga xamante ne mooy cette production agroécologique tout en sachant que ne du mën a maanaam dajal adduna bi yëpp lan la ñu war a mën a dem wa ila gouvernement bi comme ñoom xam nañ ko léegi wala lan moo leen tere jël lépp dugal ko foofu benn yoon ndax ñëpp am jàmm. waaw xam nga defandoo lépp moom du ci benn fànn la mën a nekkee te li nga fekk da ngay dem ba ubbi xelu nit ñi ne lii de mën nañoo am lu ko gën waaye am nañoo boo leen baaxul sax duñ la déglu te comme li mu wax duñ ne rek engrais bi dafa bone bon mooy engrais bi suuf sa ko waroon téye suuf si dañ daan wax suuf soo xam ne si dafa dëkk moo ko yore mooy suuf soo sa fekk na garab yaa nga fa taxaw fekk na suuf soo sa également boo ca defee engrais bi comme dafa joxe nag exemple boo xam ne boo newul baykat maa nga dëkk ci kaw nga xamoo ko daf ne la cere boo defar nii rek te amul laalo ñu koy wax cero càq kese nee na boo jëlee meew wala ñeex nga sotti ci ca suuf la jëm or boo ca defoon laalo wala nga def ci beurre ca kaw wala loo ca def boo ko ca sottee rek day am lu téye ñeex bi ci kaw suuf si bu fekkee ne tey dafa dee suuf si dem na ba benn garab bu ko téye amatul soo ca sottee fareenu garab ga waroon a yem jafandikoo engrais ba du taxaw foofa engrais ba noonu lay dem mese dem yoonam li nga sotti ren bu déwénee boo sottee daanaka tey bu fekkoon gàncax bi dana ci soxla 60% du ci mën a utiliser sax 30% te loola fan la jëm ci suuf nit ñi di ko naanaat fan la jëm ànd ak suuf si def ay pëndëx am yeneen yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo kon il faut que rek ñu jéem a xool ndànk-ndànk nu ñuy avancer moo tax ministre bi ne ko na ngeen fexe ba wan ñu ne am na impact boo xam ne dana ko ci jur. yow amoo ci part de responsable yow mii di ànd ak baykat yi toujours pour gën leen a ñaax gindi leen ci mbir moom ndax mu ngi def ay loraange de. kenn ku ne pendant ce temps nit yaa ngi continuer di faatu kenn ku ne war nga ci liggéey mooy bu ñu gëmloo baykat yi rek ne leen nag engrais bee leen faat. waxewu ko noonu mais dafa am. parce que faatu moom daa neexut a feebar engrais bi faatu leen. waaye nag engrais bu ñuy jël. gis seetlu nañ ne am na feebar yu bees comme li mu wax léegi. diabète tension arrêt cardiaque li nit ñi dee léegi ak koo xam ne ma nga ne fëtëx rëy bay bëgg a dee mais boo ko bëggee doxloo léegi 100 mètres mu yàlkat dara indi lu ñu ko du lekk yi ñuy lekk rek léegi ñun ñëpp def nañ ko suñu bopp jàpp nañ ne li ñuy lekk boo amatul barke te baaxul ndax dafa sellul moo waral tey da nga daan gis koo xam ne buñ ne ponkal rek dafa nga ne attan lu ne mais tey li ñuy lekk moo waral loolu nag comme li nga wax bi fi OGM duggee maa ngi fàttali keroog bi ñu ko njëkkee indi assemblée nationale ñu di ko wote benn député def ne man day xiif ba dee daal lekk ba sama biir fees ma dee ci sax ma ko gën a kon nag OGM bi ñëwul rek ngeen bëgg ñoo xiifloo ñuy xaar mu sell du ñu fi fekk jox leen nu lekk ba suur bu ñu dee xam ne dañoo regg dee mais je crois que donc lu it loolu rek lay indi nañ jàpp daal ne yoon bii nga xam ne agroécologie bi dana ko indi mooy non seulement dana sellal li ñuy lekk dana sellal itam environnement bi mais itam dana tax sax environnement boobu dundaat mais tant que engrais bi moom muy ñëw ni muy ñëwee kooku dundalatul dara ndax gàncax ba sax mënu koo dundal te am na leneen loo xam ne mi ngi koy yàq li ci état bi def nag ak ni mu chéré xool engrais bi chimique bi ni buy dikk fii ci ñun ni mu chéré ëpp na te yàlla dimbalu nag maa ngi félicité suñu chercheurs yi ñu ngi ciy veillé bu baax mais am na ñoo xam ne dañ lay indil naan la NPK bi benn bu ci ne lañ ca waroon a dugal ci la mu war a mën a ànd ak ba ferñeent yi am bu contrôle bi amul du ci demee noonu
su ko defee nag ñoom contrôle boobu ñu ci def am na ki solo mais defe naa ne bu ñu ci defee nag effort bu tuuti ci engrais bii ñuy def ndax bii nit ñi xamoon nañ ko boo leen jàngalee niñ ko war a defee itam defe naa ne danañ dal di gën a dellu si waat te moo gën a yomb ci ñoom par rapport ak engrais bee nga xam ne dañ leen ko indi. du moo gën a moins cher wala. mooy gën a moins cher ci ñoom. te waaye nag lañ ca war a mën a amagum ci quantité wax nañ ko léegi doyut ndax tey boo doon xool fii Sénégal ñaan ngay tudd ne ñoo fi war a mën a def boobu SEDAP nga fiy tudd ñaan ngay tudd éléphant vert nga fi gisoon ci terrain bi ñaan nga fiy tudd biotech bi nga gis fan yi ñu nekk ci. su ko defee bu ñooñu jàllee nag bokkut ak tey li nga lancé opérateur bu nekk jóg dem indi di teg moi je crois que donc nañu accompagner gouvernement bi. dalal également xelu ñi nga xam ne ñi ngi ciy yëngatu. mais ñu gën leen a wan nag comme li mel ni lii muy wax ak ñun nii nu ko gisee seetlu ko ndax nun yàgg nañu dem léegi sax man damay def léeg-léeg bu ma daan dem salon de l'agriculture même à Paris damay dugg ak benn baykat ba yàgg rek ma ne ko dama lay ñaan rek fii ba ñu egg nee ma rek gis naa picc ci kaw asamaan bi wala picc buy naaw léeg-léeg mu ne ma gis naa benn wala ñaar rek ma ne ko gis nga yii yëpp nag seen tool yi liñ ci defal moo tax yii yenn yi amatuñ fuñ dëkk mais yi ci ëpp dee na te li ma seetlu fuy ma ne ko on ne trouve que des perdrix genre tipp-ripp yooyu kese ngay gisati presque foofu mais suñ baaxooñ yi ngay gis fii suñ ñaarapuloo yi ngay gis fii yooyu yëpp mënatuñu sax a dund gu yàgg foofu et j'espère donc que il faut que état bi ñu encouragé ko il faut que itam ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci lii ñu continuer effectivement gën a éclairer nit ñi mais ñu fexe itam nag ba comme niñ ko wax nu ministre waxee impact yi ñu teel koo wane mu génn mais boo lëkkalee fi nga xam ne dañ fa def agroécologie ñoo ko def ak ñi nga xam ne engrais chimique lañ fa def ñaare boo tiimee produit bi rek sax da nga koy daal di xàmmee doo mënuñu yem ci poids mënuñu yem ci na ngay xemmeemee ci na nga leen di gisee loola it noonu lay mën a feeñee ci façon bi ñuy dundee te gis nga loolu buñ ci taxawul am na luñ daan loo xam ne ñun ñuy ne ci àll bi boobu lañ doon fajoo boo dox dañ demal wuti rep demal wuti ngeer xoojal bisaab wutal buy gis nga léegi ñëw ndakaaru gii man jënd fi buy ak ngeer moo gën a yomb ma jënd ko fee ci mbëlëxi parce que dootoo ko gis garab yooyu yëpp daanaka léegi àll bi suuf si yàqu na ba mënatuñ fa ba dundatuñ fa ña ngay daay di wéy da ngay jógee Podor ba baa ngay dekk kàddu balloo ji presque gisatoo ngeer rat yi daanaka dem na bisaab bi léegi xoolal niñ koy béy presque ñiy def bio rek ñoo fiy def bisaab léegi te li ngay wax dafay dëggal kaddu yi kanu te yëkkati ne fii ak maanaam 30 ans bu ñu def attention li nga moo di production bi dina wàññeeku bien sûr am na loolu doo fi gis sax yoo xam ne doo day raar madame Sow urgence am na madame Sow urgence am na alors dans ce cas oui est-ce que vous avez été très clair quand même dans ça parce que bu dee leer ngeen quand même war nañ ne mën a fekk si am na on est très clair dans ça gis nga agroécologie bi ñuy wax du caagin rek technique bu mbéy mi mais agroécologie daanaka c'est un modèle c'est un projet c'est une vision de dundin sociétal c'est un projet sociétal da ngay dem ba nga xamante ni day nekk sa yitte sa comportement sa jubluwaay sa façon dundin même sa bëgg-bëgg ndax tey jii ni ñuy tabaxee ni tey transformer toute la ville en béton ak fer ak i étage mais ci biir agroécologie il y a aussi des modèles d'habitation adaptés à nos réalités, à nos climats. C'est à l'image des grandes capitales aussi, madame Sow. Oui, ma ne à l'image de la capitale mais du tee tamit war nañu am beneen vision boo xamante ni ñu am capital bu normal bu yemaay mais li si des tamit ñu tasaare ko si yeneen i dëkk yi nga xamante ni au moins dina am équilibre mais bu ñu jàppee yëpp tey def ko fii yëf yi étouffement bi xat bi circulation bi économiquement bi développement population bi incontrôlable mais tout ça c'est des visions yoo xamante ni war nañu dugal ci suñu vision de développement pour vivre autrement donc loolu c'est un processus xam naa ni lu jafe la mais li ci am solo mooy li waykat bi doon wax loo fekkee daal def ci sa contribution nous on a senti que ça ne va pas am na ñu ne jiitu ñoo ko njëkkoon a sentir nun ñu ñëw gis ko ñeneen ñëw gis ko
mais loolu duñ koy continuer ba transmettre ko génération yi nga xamante ni ñu ngi ñëw ba boobaa ñoom itamit daañu jéem a réadapter seen modèle de vie ak li xew. parce que agroécologie bi ñuy wax ni. mbéy mi justement boo demee ba sa suuf di wàññeeku soo demee ba nga xamante ni sa population mu ngi yokk nga dem ba nga xamante ni sa jur gi mu ngi sonn raison de plus que nguur gi war naa mën a toog jostuwaat xëy na du baguette magique mais c'est tout un processus de transition boo xamante ni yaa ngi woon ci point bi nga seet naka ngay demee ci point bale ndax soo seetee tey li ñu am ci suuf ak façon mbéy mi ak li kanutee wax équilibre alimentaire bi du caagin ceeb bi rek lu ñu war a béy du gerte gi rek lu ñu war a béy du ñoo war a diversifier fekk lépp loo xamante ni war nañoo mën a indil suñu wér-gu-yaram ànd na ko nag ak waxtaan avec les autres ministères la santé wax l'environnement wax l'élevage wax donc ñoo ñëpp bu ñu àndee ñu xam ni y a le ministre de l'agriculture en tête de file mais ñeneen i branches yi tamit duñ si war a bokk les collectivités locales la gouvernance des ressources foncières ndax tamit agroécologie bi ñuy lal boo buggee fii mais ak ala fii fokk mu am forêt fii fokk nga am foo sàmmee fii fokk nga am foo dëkkee fii nga fokk nga am foo béyee donc tout ça c'est des systèmes yoo xamante ni buñ ko doxalee te mu nekk suñu ambition daañu jàll. te léegi problème suuf am na muy benn inconvénient bu ngeen wax waaye am na ñu ne sax est-ce que agroécologie boobu ngeen wax mën naa nekk parce que nee nañ c'est un peu à l'image d'une agriculture traditionnelle au moment où vraiment aujourd'hui ñëpp a ngi dem vers cette agriculture moderne en parlant de l'agrobusiness aussi. gis nga nag jaabi waaw gis nga loolu. nañu génnee loolu ci seen xel. agroécologie bi nga xamante ni ñoo ngi koy wax effectivement les fondamentaux c'est notre agriculture paysanne africaine li ñu daan jëf moom la scientifique yi jëlaat tuddee ko agroécologie léegi nag loolu ngay jël mais ànd ko science bi ànd ko recherche bi bu boobaa on trouvera des méthodes d'amélioration société si biir horticulture bi tey am na noo koy doxalee doo jël suuf su bari ba tey am na ku nekk nooto bu ma daan woo bu ma woo mu ni ma madame boo gisee li may expérimenter par exemple si 600 mètres carrés xaw ma ñaata mètres carrés la wax mais la façon de faire sa pépinière de condenser les cultures de traiter son sol dina ko jox gàncax boo xamante ni day wér ndax suuf si bu wéree rek weddi woo di nga am doo am maladie mais al maladie du bari te loolu bu wéree rek tey soo gisee la valeur ajoutée même du prix de ces produits-là donc ça crée des richesses day indi xaalis day indi lu ñu lekk buñ ci jàppee comme ni mu waree la preuve mooy la commune de Ndiob tey l'ambition du maire c'est toute une commune agroécologique soo gisee toolu boppam maa ko visité man ci suma wàllu bopp avec ses systèmes de zaï avec son système de fertilisation lu mu fa génnee si dugub mais quand même loolu soo ko gisee da ngay xam ni c'est une volonté politique gëm la boo ko gëmee Fuuta galee ma dëkk ñetti dex yi fa nekk suuf su fa nekk je vous dis ni béykat ni maam bi daan def bu mbënn amee yëpp ñu béy ko ñax naan bu mu daj benn pepp suuf du des ak ileer mais avec une petite modernisation te agroécologie sous votre contrôle tamit attention machines yi ñuy distribuer c'est pas dans n'importe quel type de sol donc tout ça dafa bokk ci ay gëstu yoo xamante ni war na ànd ak agroécologie c'est pas seulement aujourd'hui repiquer ou mettre du compost mais les outils adaptés les techniques la formation le marché la transformation c'est toute une chaîne la valeur ajoutée consommer donc loolu yëpp boo ko jëlee daxin ko ci biir elle se substitue et elle peut régler la souveraineté alimentaire boole ko garab yi kii nee na sànq les fruits mais je dis quand même qu'on le veuille ou non ku gëstu suñu sump si ku gëstu siddéem si ku gëstu madd bi ku gëstu darkase bi new bi donc tout ça la mangue tout ça c'est nos fruits à nous. mais loolu est-ce que mën nañu ko desserrer madame. lan loolu mën nañu ko desserrer. mën nañu ko desserrer.
dessert. waaw def ko dessert ay kii yooyu. mais lu tee. Dans il y a ce des pays, jujubes néew yi greffés que j'ai vu en Tanzanie. je ne sais plus si c'est en Tanzanie ou pas mais yoo xamante ne nii la toll mais boo ko defee yore si demu Podor damay dessert ba sonn sump mbulaxe dem naa foofu di liggéey si sump donc loolu yëpp defe naa ni il faut que ñu am une agriculture qui part de nos valeurs. Absolument. mais accompagner scientifiquement. moo tax nag ma ne la ngëm-ngëm googu fokk mu dellu si il faut que ñu delloowaat garab si place am si dëkkuwaay yi d'abord. c'est pas seulement en milieu rural l'agroécologie aussi c'est dans l'urbain ah oui on a besoin de mieux respirer on a besoin de mieux vivre on a droit à l'air pur. en tout cas nee nañ Dakar vraiment étouffant. maa ngi ko déglu woon ci benn thème bi ma jëloon mais du dundee au passage ma koy nuyuwaat. il y a du travail à faire et les politiques là ngembu leen bu dëgër. les politiques. waaw qu'est-ce qu'il faut faire. Merci bien ce qu'il faut faire yaakaar naa wax nga ko Dakar est étouffé le président de la République nee na dañuy def forêt à Dakar donc du coup yaakaar naa ça c'est une décision majeure. forêt donc il est conscient. est-ce que loolu dina doy. ça va changer Dakar vous pensez. mais ak nu mu mën di demee ñu ngi ci li bon mooy nga ñàkk cee nekk te li ma lay wax mooy. Chanc dafa wax benn affaire da nga wax benn affaire maanaam agroécologie est-ce que mën na permettre une production. jaaxal nañu mën nay laaj est-ce que mos nga gis ko jël engrais di ko saaw ci forêt. mosu ko gis. déedéet pourtant forêt garab yaa nga fa ñax baa nga fa fees del lu tax parce que am na lu fa nekk. maanaam li nga xam ne gàncax bi soxla na mi ngi foofu. mais fi nga xam ne dañ koy béy nekkatu fa ndax ñun ñoo ko dindi maanaam doomu aadama ñoo ko dindi moo tax dañ ko war a indiwaat ci loolu lañ nekk. te man su may wax agroécologie fokk ñuy wax avantage dafa bari. parce que tey pour nga génnee benn produit nga jaay ko bitim réew par exemple avec les États-Unis visa AGOA maanaam mën nañu la wax ne droit de douane bi moom loolu du dara waaye dañ ne qualité bii boo ko fi indiwut doo fi dugg maanaam desitelu engrais wala pesticide bu amee ci produit mënoo ko génnee sa réew sa mënoo ko jaay. déjà le Sénégal a du mal à exporter. donc Sénégal exporte parce que y a des gens. non nous on n'exporte pas beaucoup docteur ñun ñu exporté bëriwul quand même. ah si bu ma jëlee gerte gi ren yaakaar naa gerte béykat yépp a gis seen bopp ci gerte gi. te gerte googu dafa am qualité boo xam ne dañ koy saytu. pour mu génn. foog waa DPV defal la certificat phyto. nga dem ITA ñu defal la analyse xool qualité bi surtout aflatoxine. dégg naa jaay ngeen ba jaay intrant yi. dégg buñ jaayoon intrant yi yaakaar naa. comme ni honorable wax. semence yi du. def naa fi débat de yi am na presque weer de waaye bàyyi gars yi ne gisuñu dara lépp dem na. wax rek waaye yaakaar naa tournée bi ku dem laaj béykat yi ndax jot nañ semence bi ne la liñ doon jot de jot nañ lu ko ëpp wala jot nañ ko wala jot nañ lu ko ëpp. donc loolu moom c'est vérifiable sur le terrain. mais balaa may jeexal loolu. gis nga état bi mën na wax au niveau du ministre de l'agriculture amul benn programme boo xam ne war projet ñu ngi koy dugal te. dugaluñ fa la maanaam des aspects agroécologiques mën naa wax ne amatul. merci. boo jëlee arachide gerte ñëpp a xam ne moo génnee Sénégal je veux dire cette année ci je veux dire agriculture de façon globale ci Covid bi. c'est ça surtout gerte parce que ça a été très rentable état bi def ne dafay dugal Aflasève. honorable Aflasève mooy un produit naturel boo xam ne. boo ko defee comme ni ñu defee engrais bi noonu mais c'est naturel pas engrais quand même. maanaam dafay aar gerte gi bu du am lu ñuy wax tooke boobu ñuy tuddee aflatoxine. aflatoxine waaw. c'est la première fois également Sénégal subventionné ko war ko joxaat producteurs yi pour accompagner bu ñu am gerte bu nekk qualité. kon gerte bi ñu jaay campagne bi weesu amul aflatoxine bi ñuy wax parce que ñu ne gerte Sénégal dafa ko am de. ma ne quantité boo dépassé limite yi man mii maa lay autour yow su gerte du génn Sénégal maanaam yow doo exporter pour nga exporter yow da ngay def nga def CRS locus nga analyse pesticide ndax amu ci. ensuite nga dem ITA nga def analyse aflatoxine ndax amu ci ensuite champignon yi nga xam ne maanaam doomu kii nga xam ne mooy joxe aflatoxine bi ñun waa DPV nañ ko saytu suñu laboratoire bu xool ndax nekku ci bu ci nekkul ñu doog laa jox benn certificat ne yow mën nga génnee sa gerte mën nga ko jaay bitim réew donc agroécologie booy xool avantage yi pour moi d'abord il y a la souveraineté en termes de production. Absolument. En termes de qualité mais également ça va impacter ça va booster suñu exportation. léegi nga tudd également agrobusiness mais agrobusiness waxuñu la doo utiliser tos képp kuy def agrobusiness suuf si moom boo ko joxul lu mu soxla moom mën a am. mais est-ce que vous l'aurez en quantité suffisante loolu lay coow li xam nga agrobusiness comme son nom l'indique affaire bu rëy la. mais affaire bu rëy la mais ñu ngi ci dinañ ñëw ndax honorable foofu lu am solo buñ duggee ci agroécologie maanaam dañuy jëlaale même environnement bi ndax mbalit bi nekk ci réew mi mais dañ ko war a composter yóbbu ko ci tool yi. ñaata quantité de déchets moo nekk mbëbës wala feneen ak feneen
mbëbës bu ñu ko jëloon tas ko ci tool yi baax na. instant yi mbëbës maanaam amul lu ñuy wax tri maanaam déchets yëpp la foofu boo fa demee dafay am ay doomu ay tooke yoo xam ne comme ay métaux lourds ay plomb ak yoo xam ne dafa danger ay cadmium donc loolu mënatuñ koo valoriser. mais mën nañ def système boo xam ne bu ñu def collecte bi dañuy séparer li nga xam ne amul danger ak li am danger bu ko defee ñu valoriser déchets yoo nga xam ne amuñu danger te moom la ñuy boole déchets yooyu composté ko te ñun au niveau de la recherche gëstu nañ ba am ay produits yoo xam ne dafay accélérer processus maanaam boo toogoon di compost ay weer ba 6 mois léegi dañ koy accélérer ba 45 jours te loolu bu ñu ko defoon yaakaar naa Ndakaaru dina set biir yëpp dañ set donc loolu maa ngi koy rafetlu bu baax. léegi docteur est-ce que mën nga may benn parenthèse ci affaire yi nga wax da nga wax mbëbës sama xel dem ci benn mbir parce que ñiy def maraîchage damay gis dégg naa dañuy jëm jël affaire camion vidange yi la dem di ko arroser seen tool yi mais est-ce que loolu baax na ci santé tam nit ñi. loolu conseillé wuñ ko kenn te ku ko def itam ñu gis la. yoon di la dal sa kaw. ñu ne dafay gën a réer pomme de terre yu kenn xamul salade la gën di. dama ne loolu ku ko def yoon dina dal sa kaw. waaye nag am nañ ab usine boo xam ne mi ngi waa Delvit ñoom ñoo koy dawal boo xam ne mi ngi foofu ci technopole bi dafay togg affaire yi ba mu ñor bu transformer buu yi def ko genre cendre loolu itam ñu ngi ciy gëstu bu baax a baax waa Delvit pour def ko engrais loolu moom amatul risque loolu itam fokk ñu wax ko. mais dem jël camion yooyu rek gars yi kenn xamul foo si jógee dem di ko siw di ko saw. loolu ci tool yi loolu moom baax nga woote loolu moom kenn du ko def. loolu moom dañ ko interdire. parce que ñu ne engrais la loolu mais façon bu waxu leen ko de. déet waxuñu boobu de. waaye nag bu jaaree xëy na Delvit ba ñu tàngal ko à 500 degré lakk ko ba mu nekk doomu taal. am na liñ ciy liggéey man maa coordonné man projet boobu man maa ko dirigé woon également ak waa Delvit. Delvit moo nekk maris boo fa demee dañ la jox résultat yi boobu itam vraiment c'est un projet bu am maanaam léegi nag balaa may jeexal fokk ma félicité ki nga xam ne mooy le maire d'Endion Omar Ba. mu bëggoon yeneen maire yi xool ci moom vraiment mu nekk des je veux dire parce que toute une population nga engagé dans l'agroécologie te man atelier bilan yaakaar naa demoon nañ fa madame Sow. waaw producteurs yi ñooy témoigner maanaam rendement yi ñu am ñoom en termes d'agroécologie mu nekk lu am solo. ba tey jii mu am prix donc c'est un bon exemple boo xam ne ñëpp a ci wala. 2 prix la am donc maa ngi koy félicité bu baax di ko encouragé. absolument di demander également ñaan yeneen mbokku meeram yi. mooy les communes rurales ñu xool moom naka lay doxale ñu jéem a doxalee noonu. d'accord mais pour vous dire. oui sincèrement aujourd'hui l'État est engagé pour accroître la production mais en quantité et en qualité. ça vraiment c'est évident. li ma dese mooy fukki minutes léegi damay bàyyi doyen moom tamit. waaw man de parce que xam naa dootuma mën a defaat dafa am rek loo xam ne dañ ko wax. waaw mooy les avantages de l'agroécologie ci biir li docteur Ngom doon wax daf ko ci tudd te mu am benn avantage boo xam ne ñëpp àndandoo nañu daal di ciy d'accord mooy ne agroécologie dafay tax nga mën a contrôler li ngay bay ak li ngay lekk ça veut dire que li ñuy jéggaane yi dinañ dem ba dafay wàññeeku te loolu impact bi muy am ci économie dafa rëy gis nga lu at yu foog naa 2002 wala 2003 ñeenti téeméeru milliards lañ doon jéggaane ji ci lu ñuy lekk bitim réew. ñëpp àndandoo daal di ne nañu fexe ba li ñuy lekk nañ ko bay fii daal di inverser loolu. on a essayé d'aller vers l'autosuffisance alimentaire parce que waxoon nañ dinañ ko N'est-ce pas? atteindre su ma juumlee en riz en 2017 mais boobu ba léegi atteindre guñ ko. Exactement tey malheureusement situation bi inversé wul parce que les derniers chiffres yi ñu am c'est le double c'est 800 milliards juróom-ñetti téeméeru milliards la ñuy jéggaane ji ci loo xam ne dañ koy lekk ba léegi fii Sénégal ci lan ceeb blé pâte alimentaire poudre de lait meew yoo xam ne yow yëpp mi ngi fii ci biir réew mi mën nañ ko produire fii mais comment jëfandikoo ko fii am na loo xam ne commencé nañ ko quand même moo xam ceeb bi moo xam comme li nga wax peut-être du ma ne donc il s'agit de du ma ne quoi blé bi waaye mboq maa ngi fii dugub baa ngi fi tout ça exactement loolu nag foofu la ñu war a def suñu effort te kooku agroécologie dinañu ko permettre looloo tax xam nga bu ñuy wax waxi vision mi ngi ci biir dëkk bii chef de l'État moo toog daal di ne li ma jàng ci Covid bi il faut ñu jublu ci suñu souveraineté alimentaire ñeenti souveraineté yi mu tudd souveraineté alimentaire la ci jiital kooku
agroécologie mën nañu ko may looloo tax xam nga bu ñu gisee ñu daal di ne PSE vert agroécologie 4e pilier daal di wax souveraineté alimentaire dégg nga daal di xool jàngoro yi nga xam ne ci li ñuy lekk la mala yiy dee ci li ñuy lekk la mais su boobaa bu fekkee am nga njiitum réew bu taxaw daal di ne man dama bëgg réew mi souveraineté alimentaire am fi daal di ne man dama bëgg agroécologie nekk un des piliers mais ñun suñu liggéey yombalal nañ ñu ko. mais est-ce que du am aussi un travail de conscientisation à faire parce que juste quand même pour bàyyi la nga yeggali ndax gis ngeen ne quand même fii da ngay wax ñenn ñi ne man je préfère dem jëli soble bi nga xamante ne moom la ñuy jëlee bitim ndax suñu soble bi dafay seey jigéen da ngay dégg ñu koy wax bu ñuy togg. wala pomme de terre bi dafay tas. wa ilaa également ceeb bi dafa bëgg ndox donc ceeb bu bitim réew moo ñu dàqal enfin bref mais est-ce que quand même waruñu aller vers cette conscientisation pousser quand même les populations à aller vers le consommer local. loolu mooy nag genre pour aller vers cette souveraineté alimentaire loolu mooy genre liggéey bi nga xam ne suñu organisation yi mi ngi koy def te dañ cee war a lëkkaloo ak waa état bi gën koo yokk changement de comportement alimentaire habitude alimentaire yi ak li nga xam ne dafa nekk ci suñu bopp ba nga xam ne dañoo yaakaar ni li jóge bitim réew moo gën li nga xam ne moom la ñu am fii il faut que ñun ñu liggéey ci loolu ñun organisation société civile il faut que état liggéey ci loolu ñu lëkkaloo daal di àndandoo daal di liggéey ci loolu te loolu am na ay territoires yoo xam ne ay collectivités territoriales yoo xam ne tey dañoo taxaw daal di ne lii moom la ñu bëgg collectivité territoriale bi ma gën a jege muy bu Tëngéej bi conseil départemental du Rufisque ñoom dañoo toog daal di def seen système alimentaire jàngat ko daal di ciy génne seen plan alimentaire ba semaine bii passé la ñu samp benn comité de gouvernance daal di ne léegi dañoo bëgg ñii ñooy saytu plan alimentaire bi pour que mu antu pour que mu doon li nga xam ne moom la ñu bëgg conseil départemental sous la direction sous le gide de Souleymane Ndoye ñoom ñoo àndandoo def loolu waaw bu fekkee gis nañu ay territoires yuy def loolu ñu gis Omar daal di gagné prix bu mel ni prix boobu mu gagné ci affaire agroécologie chef de l'État daal di ne man damaa bëgg souveraineté alimentaire damaa bëgg agroécologie mais nañu àndandoo ñu ñëpp jublu ci loolu dugg ci looloo tax ñu ne 10% bi kontaan nañ ci mais doyul. ñaataay doy. ah oh boo ma laajee dinaa la ni 100%. mooy bay engrais rek. loolu nee na loolu tëjee fii mu ne comme nuñ koy waxee. waaw dafa am yenn jafe-jafe yoo xam ne au niveau international yoo xam ne dina jafe su fekkee suñu fit takkuñu ko. parce que dégg naa yaa su fekkee li nga xam ne. gëm nañu ko y a une pression terrible quand même ci ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. am na ci loo xam ne écouler boo seen demee daal di taxaw daal di ne damaa bëgg a dugg ci agroécologie en tant que état dina am réew yoo xam ne ñoo lay jàppale dinañ leen ne boo ci duggee kat ñun dootuñ la mën a subventionné lii ak lii ak lii parce que ñu ngi xool seen i entreprise yi nga xam ne ñooy produire engrais chimique yooyu di la ko jaay. yooyu yëpp nag il faut que ñu fexe daal di koy dagg. jërëjëf Kanouté président looy tëjee. waaw li may tëjee rek mooy gis-gis bi président am ba jamono bu ne lam indi nga xool ko mooy bi Covid bi jàllee gis na ne daal ku yebu mu jéemal su bopp loolu daloon nañu fi en 2008 bi ñu amee une crise boo xam ne dem nañ ba kilo ceeb di jar fii Sénégal 1000 francs marche am fii ci dëkk bi ci cherté ceeb ci lañ door a jàllar bi waatoon nag ne nañ xool waxuma sax ni mu doon chéré ci ñun mais mënatuñ koo am ci la Sénégal def ay efforts yu toll yi wax dëgg yàlla foofu def nañ ci ay pas yu am solo engrais bi itam malgré tey boo demoon ci usine bii nga xam ne mi ngi koy defar matière première bi la ci ëpp da koy jëlee ci bitti door ko indi fii or système bii nuy wax fekkoon na ko fi la koy defar du jàll lu ñuy jëndee luy jëlee fenn ci bitti luy jógee fii ci biir fi ñu ko war a delloo lay doon je crois kon dafa àllaaj liggéey mais li bu wax léegi engrais chimique bi comme ni ma génne woon de grande firme yoo xam ne loolu mooy seen métier ñooña effectivement du lu bàyyi état bi tey mu am engagement yenn yi mais plus que état bi commencé rek danañ ci war a mën a dem ndax boo seetloo tey président jël na fi ca gannaaw mesure bu am solo mooy léegi bii daan jonee fii Dakar demal zone Rufisque boobu dem la zone des Niayes mais dafa mujj dañ leen a agressé ba farte seen di dagg seen suuf yi ñu doon defee seen toolu jardin yooyu le
lan la président wax mu ne d'accord tur léegi foofu ñu def fa benn lotissement. quoi que lu ñuy fàttaliku loolu. zone des Niayes président nee na bu fi kenn defati benn lotissement de sorte que kon jàpp naa ne yu mel ni lii ñu bëgg a def xañ na fa. mais da ngay dew dans Paris nga gis benn parcelle boo xam ne bii balee lañ fay def wala ñu ngi fay def betterave wala dafa am koo xam ne rek mu ne Paris nañ fi bay ñooña la ñuy génne rendement boobee ak na muy sellee am na ñoo xam ne jënd loolee moo leen gënal dem jëndee ji ko feneen. et j'espère donc daal li amoon solo mooy ñu xam ne lii mun na nekk. jërëjëf président fexe information yi jàll parce que xam naa ne bi Ndiob. dafa gën a accéder ca information yi. mais man dem naa dans la commune de Ndiayène Penda Aw ma fekk fa éléphant vert bii amoon fa ay paysans yu bëri jàppale leen ci façon boobu ñu doon defee boobu am na ci ñoo xam ne sax en matière horticole ceeb rek lañ doon def mais gis naa dañoo daal di commencer nag di produire loo xam ne daanaka ñu jëleetuñ dara lu jóge ci bitti. et j'espère que donc lu mel noonu am na communes yoo xam ne yi bu ñu leen joxee information bi ci war jàpp naa ne ñoom ña nga ca danañ fexe itam bu dee wane ñu concurrencer monsieur Ba ba buy jël benn prix béyee leen benn bi. jërëjëf président Aliou Dia. madame Sow lay tëjee. man li may conclure rek. di féliciter Oumar Ba le maire de Ndiob. am na prix FAO ak prix bi mu am bi à l'échelle sous-régionale autour de l'agroécologie. fuy Ndiob Ndiob mooy fan. Ndiob dinaa la fa yóbbu. c'est la commune de Mbaye Ndiaye. c'est toute une commune boo xamante ni du toolam mais communauté bi et avec une vision globale. en même temps am na yeneen i maire comme ni ko Kanouté waxee dans le département de Rufisque kooku le conseil départemental def na fi débat sur ça. di saluer aussi le maire de Ndoga Babacar fale si Koussanar en tout cas c'est toute une dynamique et il est le président d'un réseau des maires pour les villes et les écologistes vertes donc il est dans ça et je crois que man suma kaddu daal mooy invite di ko féliciter di wax tamit le ministre de l'agriculture effectivement jéego bi mu def si subvention bi mu waxoon d'ITAES en tout cas tous les acteurs de l'agroécologie loolu tamit ñoo ngi koy rafetlu mais bëgg nañu tamit ñu teg ko bët ñu xam yan baykat wala yan zone luñ koy yóbbu comme il nous a demandé des preuves te ñi ngi si ñu bokk ko beneen bi mooy ko transformation bi ñuy wax nun luñ tax ñu gëm ko mooy ku mel ni Oumar Ba et les maires vous êtes le maire président maire donc yéen vous avez un rôle très déterminant dans ça bu ñu waxee suuf si yéen la bu ñu waxee communauté bi yéen la donc bu ngeen amee une prise de conscience et la transformation elle va venir de la base moo tax tey dynamique bi di def ay DITAL les dynamiques sur la transition au niveau local donc yéen a mën a imposer une transformation au niveau des communautés. population boobu booy yeewoo rek day monter au niveau national. donc j'invite tous les maires de s'organiser. Lui, la prochaine fois, c'est lui qui aura le prix et j'espère qu'il va le faire. Inch'Allah. Donc voilà, le mot de la fin. Merci bien, Diaby. man nag fi may conclure mooy d'abord vraiment di gërëm waa 2STV ndax bu ñu ko organiser dafa am solo. Exactement. wax naa ko ci départ mais dama koy waxaat ci fin bi ndax ñëpp a bëgg a comprendre système agricole bi nan lay demee Sénégal te yaakaar naa émission bi joxe na ci ay xalaat yu am solo. te itam li may wax mooy xel dal na mooy agroécologie vision état Sénégal la aujourd'hui am nañ vision bi commencé par le président ministre bi ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay ndaw ñun ñëpp gëm nañ ne am na solo yéen ñi nga xam ne itam yéen a ngi yëngu ci mbirum association wala ONG gëm nañ ne également am na njëriñ donc li may ñaan rek mooy yéen ñëpp muy c'est-à-dire que les associations paysannes qui soient les ONG les collectivités locales ñu ñëw dajaloo autour de l'État pour cette vision ñu traduire que en réalité pour ñu def lu ñuy wax une agriculture compétitive et durable maanaam ñu produire lu doy pour atteindre suñu souveraineté alimentaire ni ko doyen Kanouté wax mais également mu nekk ci anam yu sell ndax état bi loolu la bëgg ci loolu la nekk te yaakaar naa boo leen ci jàppee ñun ñëpp ñu jàpp ci incha allah nañ ko atteindre. jërëjëf docteur Ngom ñu lay gërëm di la sant ni ñu koy waxee saa su nekk rek maanaam ñun aussi dañuy jéem a xool ay thèmes yoo xam ne
jàpp nañ ne dina jëriñ askan bi te askan bi dina ci mën a jëriñu ndax saa yu may faral di tëj sama émission damay faral di wax ne certes nee nañu bëgg nañu croissance bi nga xam ne Sénégal da koy liggéey mu nekk une croissance boo xam ne c'est une croissance inclusive et non pas une croissance extravertie. te nee nañu mbay mi maanaam buñ ko taxawalee jox ko li nga xam moo di àqam croissance inclusive bi ñuy wax mën na jóge foofu ndax yaa ngi koy wax sànq ne ren lii di jaaykat yi lu ñu jaay ci gerte mosuñu koo jaay donc ñëpp gis nañ ci seen bopp muy mbir mu am solo kon nag ñu doon taxaw tuuti gannaaw ba ñu defee ay gëstu ci li nga xamante ne moo di mbay mi te gis nañu ne quand même l'agriculture bu dul dara c'est un moteur emploi important quand même mu jëm ci wàllum emploi ñu ne kon daañ ci def taxaw seetlu xool ndaga mbay mi fan la toll lan moo tax doxul est-ce que war naa mën a dox nee nañu également agroécologie gannaaw ba ñu dégloo ñi nga xamante ne moo di quand même adduna bi ñu am ay saytu yoo xamante ne ñu ngi koy def mu jëm ci loolu Kanouté yaa ngi koy wax doyen mu jëm ci ñi nga xamante ne ñu ngi ciy faat di ci ñàkk seen bakkan maa ngi koy wax en introduction légumes yi nga xam ne itam ñu ngi koy jëfandikoo saa su nekk gis nañu également loraangeem da koy indi ndax dañ ne balaa nga ne naam ne fa kon baax na toujours ñu toog saytu waxtaan te bañ a di sax toujours rek maanaam ci lii di fichier électoral donte am naa benn maire ku bëgg politique laa nag man mi di wax ak yow ma ne nag tey damay bàyyi yëpp ndax comme tey amul li nga xamante ne moo di loi fële ci assemblée nationale ma ne tey danaa toog waxtaani tuuti koom-koom ndax koom-koom lu am solo la ci réew gannaaw bu ñu waxtaanee koom-koom daañu xool fii ak semaine prochaine lan moo xam ne moo gën a fës ci actualité bu dee politique la ñu dellusiwaat ci bu dul politique ñu jéem a jëlaat beneen thème waxtaanaat ci ndax baax na ci askan bi maanaam ñëpp mën a gis seen bopp ci li nga xam ne moo di télévision bi la 2STV une télévision quand même nga xam ne avec un programme diversifié bëgg ñëpp mën cee gis seen bopp may rafetlu seen teewaay ci plateau bi madame Sow maa ngi lay gërëm maa ngi koy wax ci société civile nga bokk waaye sur le plan administratif yaa jiite fii ci ENDA Pronat quand même ngeen di yëngatu. jiiteetuma ENDA Pronat ENDA tiers monde laa jiite. kon baax ma tabarakallah macha allah yal na yàlla dolli xeeb dolli maanaam yal na yàlla xeeb dolli. waaw kay macha allah teew na ci plateau bi di sunu koo xam ne ku ñu sopp la wax dëgg ne yàlla tey faral di bàyyi xel bu baax li nga xam moo di ses interventions docteur Saliou Ngom maa ngi lay gërëm. di la sant yàgg naa la ko nee na dinaa lay bàyyi xel lu bëri bëri di lay gëstu également ci internet bi ci recherche yi nga xam ne yaa ngi koy def ndax man aussi j'adore la science waaw mooy gisee kuy gëstu damay documenté wu ndax ku dul documenté wu tamit doo mën a toog ak ay kilifa di waxtaan ak ñoom ma lay gërëm di la sant bu baax di gërëm aussi sunu doyen Kanouté Amadou Kanouté mi nga xam ne moo nekk Psychodev maa ngi koy wax sànq en introduction maanaam institut panafricain nga de recherche de formation et d'action pour la citoyenneté la consommation et le développement en Afrique ñuy rafetlu sa teewaay ci plateau bi di rafetlu teewaay également plateau bi doyen président Aliou Dia nga xamante ne aussi honorable député jiite fële nga xamante ne moo di mbalaxe nekk maire ba ñu rafetlu teewaay ndax bu ñu ne Aliou Dia xel yëpp dafay dem ci baykat yi kon baaxoon na tey ñu def taxaw seetlu tuuti xool li nga xam ne moo di la situation agricole du pays ñu leen di gërëm di leen sant yéen itam mbokku téléspectateurs yi ñuy rafetlu seen teewaay yéen ñi nga xam ne sànq ba léegi yéen a ngi àndoon ak ñun ci waxtaan bi nga xam ne moo jëm ci wàllu mbay mi ñu doon taxaw tuuti rek sur la problématique des pesticides ñu jàpp ne daal dafay indi ay loraange ak jeexital ci li nga xamante ne moo di wérum dund aadama ba moo taxawoon tey dañu jéem a xool ana naka la ñu war a mën a def pour que askan bi wala boog ñi nga xam ne ñoo jiite bi maanaam adduna bi mën a teg li ni mel te fexe jox askan bi li nga xamante ne moo di lu sell kon mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm